BICIC, banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, ak Black Power Energy Drink di joxe cawarte ñoo àndandoo di leen may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñi ngi sant yàlla bu baax ñi ngi am mbégte dellu siwaat ci l'œil du tigre dellu siwaat ci émission làmb mbokk yi dëgg la làmb moo ko tax a jóg ba tax na lépp loo xamante ni dafa ñeel làmb rek moo xam ci mbër mi ci entraîneur ba écurie ba sponsor ba CNG lépp lu jëm ci làmb am na nu yéene dégtal leen ko fii nga xamante ni moo di l'œil du tigre ndaxte bët la buy jàkkaarloog li ci làmb lépp ba tax na ñi ngi ndokkeel ñëpp ñi ngi ñaxtu nag tuuti ndaxte dégg nañu ni CNG dañ doon def assemblée générale information bi yegg siwul ci ñun waaye dégg nañ ko biñ ko déggee nag am nañu ci lu nu naqari ndaxte buñ sañoon ñu xam la fay xew ak lan fay wax ndax am nañ ci xalaat ñu war ko joxe kon bu nu amee émission bu mel ni l'œil du tigre bu amee lu jëm ci assemblée générale lu làmb ñi bokk làmb yépp bokk toog ñun war nañ faa toog wala kenn toogal nu fa di xam la xew lan la waaye nag du tee dinañu taataan ci li nu jot a dégg ñu xool lan lañ ci mën a joxe suñu participation ndaxte ñun il faut ñu am loo xamante ne suñu xel la ñu wax ko ci ñi ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp waaye xam ngeen ni tamit li du jóg ci ñun ba mukk te di ànd ak ñun dëgg la kenn bëggul mu gane si la ci ñun ñëpp waaye yàlla yenn saay daf koy dugal ci biir muy dee ñoog moom ñoo bokk yoon wi ñoo bokk kër gi ñoo bokk lépp mbokk la daanaka waaye kenn bëggut a xaritoog moom waaye il faut que mu lay gane si te bu ñëwee day am lu muy yóbbu te bu ñëwee rek day wéetal kër gi dafa wéetal askan wi Alaaji Samba Jabare Samb nekkoon magu kilifa ci askan wi nekkoon magu xam-xam lu bari ci sunu culture mu xam ko te dinu ko dégtal saa su ne bokk ci ñi nga xamante ni lépp lu nu doxal ci sunu culture ci festival des arts nègres ba amoon en 66 ba léegi Alaaji Samba Jabare Samb bokk na ci lépp luy doxal culture bi ñuy taxawal ensemble lyrique traditionnel moom la woon Alaaji Ablaye Naar Alaaji Amadou Ndiaye Samb mu dem jëli ay ndaanaan jëli Sinjulu jëli Laalo jëli Xadi Juuf Ndey Waasa Naam jëli ñu bari ñu ñëw bëgg bokk ci ensemble bi fale leen xale yu bari fekk ñoom Ablaye Mbuub ma joojoo ñing ñoom ñëpp ginnaaw bi la fa jóge ñu dem créer la case nekkoon beneen ensemble boo xam ne mag ñaa nga ca woon ñoom Ali Bata Mor Dior Seck Zems Fambay Issa Diop Fat Samb du Diop ma kodd ndaanaan yu bari bokkoon ca kon tey jii kooku la Sénégal ñàkk ñu koy jaale ñëpp di ko jaale le président de la République di ko jaale le ministre de la culture ndax yàggul matul sax 1 mois wala ci lay yem ministre de la culture woo na ma ñu ànd mu dem seeti Alaaji Mansour Mbaye ñu jóge fa ñu seeti Alaaji Samba Jabare Samb fekk fa mbokkam njabootam yépp toog kon bu ku mel noonu génnee àdduna yaakaar naa ne Sénégal yépp lañ koy jaal di ko jaal artistes yépp képp koo xam ne artiste na rek jaale na di ko jaale it ki nga xam ne moo di sunu kilifa di Youssou Ndour maamam la xaritam la wooyandoo nanu te ku ko bàyyi woon xel la moom Youssou Ndour ku bàyyi woon xel Alaaji Samba Jabare Samb la kon ñu ngi lay jaale bu baax di jaale it Ouza ndax te bi nu demee ci dëj ba falan fekk Ouza Diallo di musicien bu mag njaal ma moom la ñu jël jox ko njaal mi nga xam ne communicateur traditionnel njaale nañ ko Sénégal lu jëm ci musicien yi Ouza lañ ko jox kon ñu ngi jaale képp koo xamante ne ni mbokk nga xarit nga Baaba Maal nag surtout ñu seppi ko ndaxte Baaba Maal ñëpp xam nañ ni mu meloon ak Samba Jabare Samb ay kóllëre la woon Sénégal moo ñàkk et adduna moo ñàkk culture moo ñàkk
ñu dellu si ci làmb bu ñu dellusee ci làmb di gërëm suñu ay sponsor ñu ngi gërëm bu baax bisik ñoom tànk yi nu am ci lépp lu ñeel réew mi ñu ngi doon waajal ngir dem fa nga xamante ni moo di Masaalikul Jinaan ndaxte en face fa la ñu war def seen ubbiwaat seen siège agence amoon na fa waaye dañ koy ubbiwaat jëloon nañu yéene sax dem nemmeeku ji mbàkk yu fay ak ñi nga xam ne ñoo ko jiite yépp ñuy delluwaat di ndokkele mbàkk yu fay ci taxawaayam ci ndam lim am ci lislaam yàlla na ko yàlla nangu ñu nuyu tamit ñi nga xamante moo di Black Power mi nga xamante ni moom it liggéeyam rafet na wax naa leen ko bis bu jot ci wàllu l'œil du tigre ak ni nga xamante ni noonu la cay liggéeyee boo ko naanee rek daal di sawar boo ko naanee lu bari ci ferñeent nga sentir ko mu am solo lool mbokk yi ñu ngi nuyu ñooñu di nuyu nag sunu gan yi nga xam ne xam naa ni ñi ngi yegg si waa EMG wala école des métiers de l'automobile ñu leen di nuyu tamit ñi nga xamante ni moo di waa Promobile mi nga xam ne puce la buy yegg si ci réew mi war a indi xarala gu bare ci wàllu téléphone mbokk yi tey dañoo invité ñu jara invité dañoo invité ñi nga xamante ni bu xale yi dee tàggatu ñoom la xarañ gi ci xale yi ci ñoom lañ koy séentu bii passé wax nañu ci ñàkk mën a bëre man d'accord naa ne xale yi ñoo dàq bëre mais ñi ma àndaloon ñëpp nee nañu noonu mag ña ñoo dàqoon a bëre man ba léegi damaa xaw a nangu rek waaye nangooguma xëy na tey dina am ñu ma faral ñu nu invité bu ñu leen invité ndaxte waxtaan nañ fi ci wàllu médecine waxtaan nañ ak mbër dem nañu ci écurie yi dem nañu ci léppi làmb waaye jeexalagunu xaajalagunu tey dañuy ñëw ci entraîneur kii tàggat mbër ba mu nekkee xale muy bëri petit combat mu di ko topp di ànd ak moom di ci ñaq di ci sonn guddeeg bëccëg yëg-yëg bi mu war a am ci biir écurie yëg-yëg bi mu war a am ci mbër la ñu bëgg a waxtaanee tey ndax loola ñoom yëg nañ ko ndax xale yi ñuy entraîné ñu ne mënunoo bëri ñoom ñooy cuune yi xale yi du ñuy cuune yi wala lan la loolu lépp mbokk yi tey dinañ ko waxtaane ak Mbaye Diallo ak ñi mu àndal Mbaye Diallo mooy président entraîneur de lutte yi nekk Sénégal mi ngi ànd ak Aliou Ba bu bàcc Seras mooy secrétaire général Habib Ndiaye mooy trésorier écurie Habib Ndiaye du noonu la écurie bi tudda école de lutte Habib Ndiaye mi ngi ànd ak Jules Balde duñ ko présenté vice président la mi ngi ànd ak Mbaye Tine moo yor wàllu organisation Demba Thiaw Diène tur wi rek làmb la waaw Demba Thiaw Diène ca néegu Yoof boo ko déggee rek xam ni làmb la moo yore wàllu formation Pape Mbaye Rock énergie moom tamit dinañ ko présenté waaye jaru ko Bada Faye bu école de lutte Double Less moom dinañ xuloog moom léegi ci kanam tuuti dinañ wax ak El Hadj Fall mi ngi nekk bul faale moo yore wàllu relation bokk na ci Cheikh Ndiaye porte parole Ibra Mbaye bu Fass moom it il faut ñu laal Fass tuuti tey jii affaire bi il faut ñu wax ko ak Amdi Fall bu xéwal ñooñu la ñu invité ñu war a waxtaane làmb ak taxawaayu entraîneur ci biir làmb moo tax sama nuyoo bu njëkk tey ci Moustapha Gueye laa koy jagleel Moustapha ginnaaw bu ma la nuyoo daal di dugg ci biir waxtaan bi tey entraîneur la ñu invité te entraîneur am solo lool ci làmb mais ma gis entraîneur u litu sa làmb entraîneur u làmb ji gëdd bi ñu leen war a jox amuñu ko Moustapha. bisimilah jërëjëf bu ma juumee nga wax ma. déedéet mu juumoo macha allah ñu ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi bàyyiwuñu kenn et tey mbégte la am trop xaaj Bécaye pour daje fekk sama nattangoo yi am na ci ñoo xamante ne samay promotionnaire lañu dañoo bëri na mbapat Mbaye Diallo muy président bi bëkkante na ci mbapat yi Jules Balde li ma koy mag yëpp dagg nañ ci mbapat yi ba daje ci làmbu joolaa yi Pape Mbaye bokk nañu équipe nationale de lutte olympique je pense que ne gars yi fi nekk yëpp am nañu collaboration bu dox sama diggante ak ñoom ci diggante làmb dama lim nag ñi nga xamante ne seq naa ak ñoom wuroofoon teeg bokk équipe nationale waaw ñu nag ay gars yi sonn nag xaaj Bécaye ci écurie yi ñoo fay jiitu ñoo fay mujje ma sentir ne rek considération ak importance ak gëdd bi ñu war a jox bi leen war a jox gis naa ne manqué na te mbay sa wayu tànk loolu sama écurie laa koy commencé li xew sama écurie nag ma xew ci yeneen écurie yëpp ndogal yi ñu war a am
ndax am nañ ko. c'est important. ndax mbër mi bala moo bëri ji rek. entraîneur bi moo war a d'accord mu bëri ji. waaw nekkul président équipe ba de. waaw. nekkul le directeur technique de. nekkul kañ naan mooy parrain di ko jàppale ci côté financier. mais entraîneur bii tàggataate bala mu yebal mbër muy bëri ji rek war na ko wóor na mbër mi di bëri ji mi ngi am bon état. mi ngi am forme physique. am na état physique am na santé. waaye nag ba tey sooxe na. ndax nit sax dina jóge écurie bëri ji fekk musul jaar écurie mu entraîné fa bëri ji. du fi jeex du fi jeex. xëy na ñoom dinañ ko gëmm. xëy na seen doole néewul waaye comme que situation def nañu toog fi nag. waaw tuuti teew ñu daal ñu bàyyi ñu wax ko seen bopp. yaakaar naa ne tey loolu yëpp dinañ ko waxtaane Alaaji Papa Dieng débat bi Tapha dugal na ko gëdd gi ñu war a jox entraîneur yi balaa maa introduire président. Tapha est bien placé pour le dire. parce que rôle bi muy joué ci écurie Fass ak rôle tamit bi muy joué ci làmb ji puisque figure marquante la ci te boo déggee mu wax rek donc am na ay problème ci biir écurie yi. problème yu bari problème yoo xam ne nag en général duñ ko wax ndax buñ ko waxee dañu xalaat ni day yàq wala mbër mi day mer te xam nga donkaase gi ku ci nekk ba ko waxee loolu naqari da lay écarté. du seet sax dëgg parfois. moom mu tax doole baaxul. boo nekk ci doole yaay am raison. looy wax mooy doon dëgg. mais Tapha ku dégg nii mu waxee nga xam ne écurie boobu nekk sax muy écurie Fass la fay dox ak la fa nekk neexu ko. waaw mais loolu tamit moom en tant que technicien en tant qu'entraîneur en tant que directeur technique national ak li mu def ci làmb ji loolu daf ko war a dénoncer. ndax loolu muy indi échec permanent yi nga xam ne dafay am ci écurie yi parce que écurie bu mel ni Fass. ñu ne Gris Bordeaux pendant 10 ans ñaari victoire la am lu mat 4 défaites ça fait mal. ça fait mal. ñu ne Papa Sow bi nga xam ni moom topp ci moom. ci biir 5 ans yu mujj yi. ou 10 ans yi 2 victoires ou 3 victoires la ci am 4 défaites. ak Fass ni mu daan mel. sans compter yeneen écuries yi donc Moustapha li gën tey Bécaye liy yàq écuries yi ak li koy tardeel ak cër bi ngeen jox mbëri yi. te delloowuñu leen ko ngeen jéem a def révolution sinon day gën a continuer te yéen a ciy sonn ça vous prend du temps. ça vous prend de l'énergie. amul leen yeneen occupation te finalement vous n'êtes pas considéré loolu xeex leen mu deñ sinon ngeen bàyyi wala ngeen grève wala ngeen def dara loo xam ni bëri dañ ko yëg. jërëjëf kon débat baa ngi noonu. dañ koy delloo entraîneur yi bay ginnaaw bu nu la nuyoo am mbégte nag ndaxte ñii nga invité kër la maanaam tey waa kër gee toog di waxtaan mais boo déggee ni nu introduire ni nu duggee kan mooy entraîneur de lutte ak melokaan gi nga xam ne moom la war a am. lu ñu pratiqué la ba pare delluwaat def formation moo tax ñu koy woowee ñëwuñu rek daan bëre pare di entraîner xale yi après bi ñu ci jógee it dem nañ jàngiwaat defaat formation ba maîtriser règlement di ko jàngale xale yi ñu yor. formation bi kan moo ko organisé. bon formation bi ñu ngi ko defee woon CNG ñu fekkoon fa le directeur technique Abdou Badji ci affaire administration ñu fekk fa Ñambe Diop mu yoroon ko. ci problème mu jël ñu fekk fa Khalifa Sow noonu ñooñu la ñu àndal def formation bi. ba jeexal ñu jox ñu suñuy diplôme ñu àndandoo nag ñun ñëpp nekk nag suñu association di ko doxal. waaw li ñuy wax ni nag mbër yi joxuñu gëdd entraîneur yi am na wala amul. waaw bu ñu nee mbër joxul gëdd entraîneur bi nañu xool écurie bi parce que ci écurie bi la njëkkee parce que tey da ngay nekk ci écurie. entraîneur bi ci équipe bi la bokk mbër mi ci équipe bi la bokk mais bu fekkee ne da ngay créer star ba pare fan ko wala nga am complexe am mooy indi loolu parce que entraîneur bi moo fa am baat ñu war ko jox gëddam mais tey da ngay gis ay président écrit yoo xam ne wala secrétaire général yi dañuy am complexe star bi te man li ma jaaxal mooy da ngay créer produit ba pare am complexe am parce que bu dee tàccu yi yow yaa tax mu am ko bu dee jëli yow yéen a tax bu dee tàccu yi ak kaañu photo lépp yéen la kon li tax mbër mi war a diriger foofu dañoo war a am taxaw seetlu ci écrit bi. loolu am na solo. waaw ñuy nuyu le secrétaire général Aliou ñu lay nuyu bu baax Aliou yow ci wàllu woowu la ñuy dem ñàkk gëdd gi mbër ñàkk a jox gëdd entraîneur yenn mbër yi parce que du mbër yëpp am na mbër yoo xamante ni am nañu cër bu ñu jox seen i entraîneur mais dañ koo seetlu li ci ëpp en général loolu amul parce que souvent ñu gis. entraîneur bu xëy bis rek ñaxtu ba mu siiw lan mooy waral loolu. li nga ma laaj noonu wax dëgg yàlla dama ci sawar a tontu parce que comme ni ko Mbaye waxee sànq dëgg la écurie yi bëri nañ sànq am na ci Père Tapha wax sànq daanaka wax ji yëpp wax na ko da ngay ñëw ci écurie yi nga nekk ak mbër yi nga nekk ak ñoom
mais daf ci am ñoo xam ne tey fekkente ne fulla ak fayda bi nga xam ne yow moom war na ci yow newul ci yow rek duñ la cër boobu moom duñ la ko jox te mbëri aussi tam fekkente ne da nga ñëw nekk ak ñoom nga ñëw bàyyi leen seen sago ñoom ñu def lu leen neex dañ dem ba mujj bu ñu demee ba bu ñu déggee daal rek dootu ñu la jox cër dootu ñu la respecté. mais aussi itam dafa am loo xam ne dafa am écurie bu nekk dafa am ay règlement intérieur dañu war di doxal règlement intérieur yi comme ku ci mel ne écurie Fass dañu jël si ñoom toujours exemple tey fekkente ne dañu doon wax nit ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy doxalee foofu. ñu ko doon doxalee xëy na peut-être ci yeneen écurie yi. ñu respecté loolu xëy na peut-être lu bëri dana changé. mais sànq dégg naa ci Père Tapha li mu wax mu ne même foofu sax. si ñoom dañuy am sax problème yooyu. boobu c'est un problème récurrent boo xam ne dafa am. loolu moom dafa dem ba sax dafa gangrène presque ci écurie yëpp. loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a dindi. soo gisee ñu constitué wu daal di créer écurie bi daal di créer association bi ANELS bi parce que loolu tam mu ngi ci biir dajaloon nañ du xool li nga xam ne mooy suñu intérêt li nga xam ne mooy avancé loo entraîneur ak li nga xam tam mooy avancé loo làmb parce que kenn mënul wax mbër sans entraîneur. déedéet. bu ñu bëggee bëre bu rafet bu ñu bëggee gis technique yi ngeen di wax sànq. naan xale yi ñenn ñi mënuñu bëri dégg naa la sànq say wax nga naan. dégg naa la sànq ci wax ji nga naan xale yi nga ne mag ñi dàqoon bëre. waaye yow da nga nangu ne xale yi dàq bëre. ba léegi soo gisee loolu yëpp tey jii pour ñu mën a gën a prouver loolu mais il faut que entraîneur ñu former leen bu baax a baax pour ñu mën a tàggat xale yi. ñu mën leen tàggat ba nga xam ne bu ëllëgee tey bu ñu bëree bëri boo xam dafa waroon durer 10 minutes loolu mun na am 2 minutes wala moom 3 minutes. affaire bi mais en tout cas daal entraîneur yi gëdd bu ñu war a am moom amaguñ ko mais nag ñun ñoo war a liggéey ak équipe yi nga xam ne fa la mbëri nekk ak fa la entraîneur yi nekk ñoo war a am fulla ak fayda ba nga xam ne seen gëdd bu ñu war a am ñu daal leen koy jox mais yéen tamit war ngeen si jàpp bu baax a baax a baax. bu soobee yàlla Souleymane ginnaaw buñ la nuyoo Jules Baldé mbër bi combat bi mu am ban responsabilité bi la ci entraîneur bi war a am bu dee mi ngi ko ci am est-ce que avant mbër yi di am combat dinañ ñëw ci entraîneur bi ni ko dama am combat nangam ma jël ko wala duma ko jël wala nangam ak nangam foofu ndax tollu ngeen foofu yéen. waaw affaire bi entraîneur yi mbër bi buy jël combat du ñëw wax entraîneur bi damay jël combat. du ko wax dara. xam nga lamb ji moo tëral woon mbër yi lépp li ñu gëm mooy mystique. dem see sama paa bi mu ne ma combat bi baax na jëlal gëmatuñ seen doole. lamb njëkk ba da ngay gëm sa bopp ba dimanche sa boo eggee suñ jox la combat sa nga bëree ko. daanaka booy gëmatuñ loolu. sëriñ la ñuy dem ba sëriñ ne leen waaw baax na jëlal. léegi sëriñ bi moo lay wax ki ngay jébbal rek koo dul bëreel. sëriñ bi la koy wax moo tax lamb ji am mooy tente. bu loolu amuloo loo ko am mooy tente ndax lamb njëkk ba da ngay dem ba dimanche da ngay ñëw rek ngemb wala mbappat yi ñëw rek ngemb samp sa ndënd daal sa loxo. ku la ñeme jël la léegi mbappat da nga gisati mbappat am. léegi mbappat amatul de. déedéet voilà léegi ay commande nommé moo am booy ñëw gëmutul seen bopp. pare bëgg a topp si ginnaaw entraîneur nag ku si am fulla sa fayda doo faale mbër. man de bu ma bëggee jaaxal may takk sër contacté wala ne maal dàq bëri téeméeroon. yaa ngi ëpp doole nag waaye maa lay dàq bëri. waaw loolu moo manqué. mais lan mooy maye Cheikh ma jël ci Cheikh Ndiaye Cheikh lan mooy maye fulla googu ak fayda googu parce que le fait que mbër di bëri ñëwul ci entraîneur am ni ko damaa soxla dama war a bëri diw tant de kilo la xam nga ko def na palmarès am nii la moom laa war a bëril entraîneur du yëg écurie du yëg benn parrain mooy yëg ak promoteur ak mbër mais loolu la bu boobaa léegi entraîneur lan moo fay taxawaayam. bu dee école de lutte Boy Niang doxewul noonu école de lutte Boy Niang dafa am règlement intérieur boo xam ne mbër mu mag mi ba si mbër mu ndaw mi si nga tënku bi mooy balaa ngaa am combat bañ nañ ko ba licence école de lutte Boy Niang secrétaire général moo ko yore mbër mi yorewu ko bu ñuy dem mbapat man la ñuy booleeg ñoom directeur Cheikh ci làmb ji laa ne Boy Niang dina waxaale combat bu ngeen yëgul. Boy Niang depuis que bi mu commencé bëre si premier combat ba fi mu toll. musul jël combat bu mu yëgul. combat balaa ñu koo jël dañuy toog waxtaan Abdou Kandji staff bi grand Dégol directeur technique man Moïse Dione judoka Rone boxeur grand Bourkhane ñu waxtaanee ko. il faut ñu xam kan mooy entraîneur. waaw loolu lañ bëgg a xam. entraîneur mooy ki nga xam ne day fekk mbër mi xamul li nekk si moom mu réveillé ko xam nga damay dégg souvent fii ngeen di wax ne entraîneurs yi am na si ñoo xam ne pratiqué wuñu bëri wuñu si làmb defuñu nangam ñii ay boxeur lañ man ñii ay karatéka lañu waaw ñii ay footballeur lañu man mbër laa woon
waaw. Mbaye Diallo mii ak Souleymane ak Balla Beye numéro 2 Pape Cissé ñun ñooñu ñoo topp si ñoom grand Mbacké grand De Gaulle. grand yi nekkoon Pikine. entraîneur dañoo ne tant que xale bi yaa ngi koy won loo xam ne lu bees si moom la mu lay gëm mais boo demee ba xale bi ba ngeen yem yéen ñaar niveau mënoo ko wax ne ko dëbbal col plaqueel fii nga war a fàqee fii nga war a def nangam. keroog dama fi gis benn coach bu ñëw mu ne boxeurs yi ñu si bëri ñoom ñooy yàq mbër yi. soo doonee un bon boxeur. soo yoree mbër du da nga koy taxawloo taxawaayu boxeur. soo dee léewtoo ak moom da ngay léewtoo mu def gauche nga léewtoo mu def gauche nga léewtoo mu def gauche droite ainsi de suite ainsi de suite xam ni muy déplacé woo mën a bëre Boy Niang dañoo ànd ak moom si mbapat ànd ak moom si premier combat ba yegg si fi ñu yegg si. may wax ne yeneen ANELS na gaa yi dem fi nga xam ne moom mooy ANELS parce que ANELS dalay permettre à ce que nga mën a boo jàkkaarloog mbër mi ne ko lii ngay def am gëdd am fulla parce que tey jii dañu naan coach mooy lépp mbër. adduna bi bu supporter passé sëriñ passé. waaw yaay passé baay passé. yow la ñuy bàyyi si enceinte. Cheikh dina ñëwaat léegi joxal ma Cheikh Fall. joxal ma Cheikh Fall. Serigne moo mujj mooy dernière position. waa Cheikh li may fi may dugg nag mooy mbër mu am xaalis. mbër mu xës ba fayee ko 100 millions ndax neex naay gérer. foofu laa bëgg a dugg. waaw Bécaye maa ngi rafetlu jotaay bi. et puis ngeen wax ma 100 millions yi sax mbër mu ko ci am yow entraîneur ba ñaata la ci am. ayca bisimilah. parce que lu tax may rafetlu jotaay bi. waaw mooy xalaat bi ngeen xalaat ba indi entraîneur yi fii. waay parce que vraiment Tafa wax na wax ji yëpp. mais problème bi mooy yenn mbër yi dañoo def entraîneur yi cric xam nga mooy cric. mooy. xam nga mooy cric. boo paanee mu yëkkati la. te bala nga ko defar il faut nga paan. loolu moom la mbër yi di def entraîneur yi. parce que bëri na entraîneur yoo xam ne tey suñ leen woowee rek parce que dañoo am jafe-jafe. te encore problème bi mooy entraîneur day commencer si mbër si zéro moo koy yee fajar moo koy dimbale si lu mu yor moo koy dimbale si lépp boobu xamul kenn mais gis nga bu amee benn espèce de patron espèce laa wax de waxuma patron sax de parce que mbër problème am mooy dafa bëgg lu yomb. parce que mënoo fayeeku sax 2 millions nga topp ku yor 200 000 mais ku yor 200 000 mën na ñëw tas écrit. te nga fayeeku 2 millions nga fay 2 millions xam moo gën a tuuti presque. waaw. ku yor 200 000 ñëw tas écrit bi. xam lu koy 200 000 am. merci parce que si kër ga lay ñëw parce que commerce la ñuy def léegi quoi gars yi dañuy business. dañuy ñëw yëkkati benn 100 000 francs tas ko si kër gi. ñu commencé El Hadj ñëw na El Hadj ñëw na. waaw bala ngaa dem demal seeti El Hadj. fan so El Hadj la. merci. waay léegi te kooku bokkul ci fan bokkul ci écrit bi. parce que mbër dafa war a am xaritu mbër xam am xaritu làmb. waaw après làmb nga am xarit. mais am na ñoo xam ne dañuy jaxase loolu. waaw parce que tey mënoo jël benn xale 4 heures du matin 5 heures du matin di ko entraîner nga dem ba si biir mu lay moom moo lay tuumaal sax quoi. parce que léegi boo xoolee jamono bi dafa bëri ay darmaan. waaw darmaan yi nag ñoo yàq làmb ji. ñoo yàq làmb ji. parce que tey réseaux sociaux yi am nii. El Hadj wax na dëgg de. darmaan yi ñoo yàq làmb yi. wax na parce que tey ay tafaagay mu ngi nii. ñun dañuy jaay dañuy liggéey. am nañ droit ñëw mu ñëw ñu wax ak moom. mais tey il suffit que ñu gisoon tafaagay wax ak El Hadj ñu ne pour fan tafaagay di wax ak waa Bul Faale. te ñoom dañuy dem doxi seen soxla. te ñoom dañuy gérer seen i mbir. exactement te li problème bi mooy nit nag fulla nit moo koy wutal boppam. parce que man de fi ma nekk maa ngi am mbër boo xam ne peut-être macha allah yàlla mel na ko lu bari. mais nag ñun lu ñu ko doon def ñoom wuñ ko def mbër yu ndaw yi. parce que moom dafa njëkk a xam lu mu bëgg moo tax. c'est important. comprendre parce que nit bu xamee lu mu bëgg dina nangul li nga koy teg. dafa gay bu muy daan. maam Njambaan. waaw dama taxaw di jooy. parce que man écrit séeréer laa doon supporté. mu ne ma nii la noppi naa la fële sa ronkoñ kii boobu xaw ma ko. dëgg la caabi mais gëm-gëmam. waaw moo waral mu am li mu am tey. te mbëri tamit képp ku si war ku sonn si yow dërëm. da ngay yàgg sonn rek. 100 millions dégg-dégg lañ si am mais day ruus. day ruus waaw. jërëjëf Pape Mbaye écrit Rock Énergie Pape li ma wax est-ce que mbër mu yor xaalis neex naa gérer. waaw foofu parce que xarit yu bees yi ñëw nañu. comme ni ko El Hadj waxee léegi. gars yi ñëw nañu ñëpp ñëw nañu te ba ngay nekk ak mbër mi yow moom dong la
tey jii fayeku na ñaari yoon 100 millions fayeku ñetti yoon 100 millions est-ce que ñooñu neex na noo gérer. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di rafetlu bu baax invitation bi di leen sant bu baax di leen gërëm mbër daal fulla ak fayda mooy yor mbër ndax mbër bu nekkee champion comme ni ko koy wax dina am ay darman dina am staff sous-marin. staff sous-marin. staff sous-marin waaw mooy ñan. mooy ñi régler ci suuf quoi. waaw. benn dina am staff sous-marin dina am darman parce que mbër aussi dañu xaw a yor di koy budd maanaam ñi leen di cogg la ñuy gën a fulaa parce que ñoo leen di doxal yitte. mais fulla ak fayda daal mooy yor mbër. parce que li nga yor yow tant que mi ngi ñëw mi koy soxla waxtu jotee di nga ko gis. waaw bon man na personnellement ni may doxee toujours fa ma nekkoon maa nga fa. sama objectif mooy di produire mais bon li gën a handicapé nag entraîneur yu bari mooy seen i bureau ak seen staff ak seen yëpp dañuy focaliser wu en général ci mbër mu mag mi. ba nga xam ne ni léegi pour règlement mën fa taxaw du yoon mën nga nekk en réunion ku ne di kaas di fëgg taabal bi mais bu mbër mu nee salaamaaleykum kenn ku ne defaraat sa toogaay. mbër mu mag bi. bu nee salaamualeykum. atmosphère bi changé. carrément kay. te yéen a ko yoroon ba mu doonul dara. ma ne bu doon jant bi la day ñuul nga naan ma lan. waaw yooyu nag moo tax lamb ni écrit neexul a defar écrit du neex a defar écrit bu am champion am nga problème parce que benn arriviste nga ay arriviste yi ngay am bu ñu ñëwee du ñu xool la fa newoon ñu jéem ko dolli day ñëwoon damay changé wala ñu bëgg a jëlee ña fa newoon yaa may dégg. nga xam nga mbër dañu yor di koy buur. su ko defee léegi dañuy dem tafu ci mbër ma ñii di yërëmtalu ñii di mbindaanu ñii di cogg mais yow entraîneur boo amee fu la fa nga toogoon ba am fa champion toog fa mbër mi bu fekkee ne sa diggante mu amu leen benn problème waxtu wax tax soxlaa sa liggéey dana ñëw nga liggéey ci moom li ci des nag moo xam parce que aussi mbër boo ci yor ñu bañ a naxante da ngay signé ak moom contrat moral ngor ngay mën a ànd ak mbër pour dem parce que xale boo xam tey jii pour mu entraîner am njëgu 200 fondé mënuloo ko cotiser ay 1000 francs waxtu cotisation bu jotee doo gis kenn donc li nga mën mooy nga investir ci ñoom li ci des nag wallaahu yaxal mu yàlla rek a xam man noonu lay fonctionner quoi mais quant à nag sama terrain mu fase ba ñëw maa yor baat ba maay dogal li ci des sama yoon newu ci li ci des sa yoon newu ci waaw mu ñëwaat ci Mbaye Diallo le président Mbaye waaw entraîneur yi ban njëriñ la ñuy am ci cachet parce que dama gis manager am 5% 10% entraîneur ñaata pour cent la entraîneur amul 0% la am parce que liy waral loolu mooy li ma la wax rek dama ne la structure bi bu ñu koy taxawal dañuy ànd ci ngor départ bi ménager bi day jël 10% suñ demee ba ci biir million dugg ñu teg ko bët fàtte entraîneur bi entraîneur bu ci waxee sax tegu ko fenn parce que ménager bi 10% lay jël mbër mi dese 90% moom ndax boo xoolee ne 1 million bu ne ménager bi 100000 la ciy jël bu ñu ko fayee 1 million ménager bi yóbbu 100000 mu dese 900000 mais 900000 wu mbër mi duñ ko xool bu ménager bi rek la ñuy xool te ci départ bi signé wuñoo ak moom loolu. bu xaalis bi yokkoo rek coow li bari. waaw parce que. waaw mbër yi fayeeku 100 millions nga xam ne ménager bi war naa am 10 millions. coow li bari pour ñoom ménager bi mérité wul 10 millions. ci la écrit bi di jël vraiment. ci la écrit bi di doog a jug di wax ne signé rek yóbbu mais nag foofu nañ fa am taxaw seetlu signé rek yóbbu dañ koy wax mais boo signé dugg nga parce que tey am na fi ménager yoo xam ne signé woon nañ dara jël ko yóbbu bi mbër ma voyagé ñoom la promoteur bi attaqué ñoo fay. moom ménager ba moom ménager ba mooy fay. te mooy responsable bi. mooy responsable. mais bu dee bu fekkee ménager bu jotul 10% nag. bon ménager bu jotul 10%. te am na. mooy li wokk entraîneur yi rek li koy waral yëpp mooy complexe. parce que nit ki li mu moom da koy jël ménager bi moom 10% su fekkee ne bi écrit bi muy signanteeg moom wax ne ko carrément doo yóbbu 10%. bu ñu jëlee 10% wu ménager bi teg. ne ko dañ lay jox 3% wala 4%. mais mbër mi nag kat li des ci moom nañu xool ñaata % lañ ci jël pour dolli ko foofu séddale ko entraîneur yi. tey da ngay gis sax texte day ñëw secrétaire général bi du am jotu ñëw ci écrit bi pour liiral ko xale yi mais entraîneur yi ñooy liggéey ci loolu war na la lii dinañ ci dagg sa mais donc entraîneur bi non seulement dina jouer rôle entraîneur mais dina jouer aussi rôle manager. effectivement te entraîneur bi day mel ni moo jur mooy sàmm tey sama moroom entraîneur yi may waxal
ku ci dem entraînement ba fàtte yóbbaale sa xaalis booy dellu sa kër du ànd ak yow. du ànd ak yow. du ànd ak yow. maa ngi ñëw léegi ci loolu Habib jëlal micro bi Habib Ndiaye Habib mi ngi yow école de lutte Habib ñaata xale nga yore. waaw ñun li ñuy yor si ay xale ëpp nañu 50 personnes. daanaka yow entraîneur manager nga wala. non entraîneur la. entraîneur kese. waaw mais xaalis bi ngay yore écurie bi foo ko jëlee parce que écurie au moins dina dund. waaw écurie dina dund comme ni ko gars yi waxee léegi rek man sama école de lutte man maa ko créer sama bopp. yaa ko créer sa bopp. maa ko créer sama bopp man maa ko ubbi depuis 2005 mais ci Eumeu Sène laa commencé Baboy sax laay wax avant Eumeu Sène. yoroon nga leen. waaw ñoo doon ànd Baboy suma morom la Eumeu Sène suma rakk la. ci ban écurie nga leen yore woon. non dañ doon ànd. yéen da ngeen ñoon ànd Baboy fu mu bëree mbapat ñoo fa ànd Baboy man maa nekkoon deuxième homme ci cumbukaayam Eumeu Sène lépp man maa ko yor fu mu bëree mbapat man maa ko fa yóbbu 2005 laa ubbi suma école comme ni ko sama gars yi waxee nii rek làmb amour moo ci dugal gars yi rek amour. nattu la. nattu comme disait Gaston. billaahi wallaahi nattu la parce que yow sa temps bi ngay jël Habib sa temps bi jël créer école de lutte. créer lépp di former booy yenn saa yi sax nga mel ne loolu foo ko jëlee ak foo ko yow ban bénéfice nga ci am. non c'est que bi boo ko xoolee bu ñuy démarrer doo ci xool bénéfice man carreleur la dama am suma métier di liggéey di gagner suma vie mais suma école bi ma koy ubbi xale yi fa nekkoon parce que man bi ma démarré 2005 dama def 1 an boo xamante ne booy yi dañ ko bëre ba pat ma doog a affilié wu pour dem arène. ñoom kan ñoom ñoom. y avait Ñaari Yaar y avait Batista ay Koña. ak ñooñu booy yu bien la yore. si waaw. booy yu bien la yore ana Batista. mi ngi fi man mbapat laa démarré ak ñoom. Bécaye am na ñoo xam ne moo leen jàngal métier. moom mii de. waaw moo leen jàngal métier. Batista mbër la carreleur la maa ko jàngal bëre maa ko jàngal métier maa ko takkal ngem mu bëre ji mbapat. Ñaari Yaar la même chose Koña la même chose te bi ñu ciy dem demuñu ci woon pour am mais amour la woon. ak xool booy yi ne am nañu atu. am nañu talent am nañu talent. naa leen jàppale. bon man dama wax sama école man bi ma koy ubbi Batista dama toog nii suñu koñ ñii ñu toog di waxtaan foofu la dëkk fi ñu toog di waxtaan mu ñëw ma xool ko nii ne booy bi ku ko jàppale mën na nekk champion. boobu musul nag mbapat ak ngeen bu bëree mbapat. mais sa écurie xale yi bu nu bëree ku bëree lim ci am écurie bi dina ci am dara comment nag ngeen bon organiser waaw ak suñu règlement intérieur ku bëree bon li ñu tegoon mooy école bi dafay am 5% pour l'instant parce que ni ñu démarré amaguñu cachet wu 1 million waaw cachet yu mag bien sûr mais suñu demee ba am cachet wu 1 million pourcentage bi dafay nekk 10%. noonu la ñu taxawalee woon règlement bi. loolu ñu ngi koy respecté ba léegi. waaw ñu ngi koy respecté ba léegi mais boo xoolee ñun bi ñuy démarré booy di ñu àndee dem dañuy parce que comme ni ko El Hadj waxee 4 heures du matin laa doon yee xale yi ñu dem entraînement. comme ni ko gannaaw waxee da ngay gis ko yor 200 000 tas écurie boo xamante ne nii saa yi mooy loolu. dañuy ñëw booy bi tàmmul yore benn somu xaalis bi nga ñëw jëndal ko tubay jëndal ko dàll jox ko benn t-shirt. yëkkati benn 30 000 ne ko am def ko argent de poche. mu limaale la bu ma gërëm. mais man am naa sama gërëm ngir tas lamb am naa sama fulla ak sama fayda boo xamante ne nii Bécaye man mbër du jël combat ci sama école te man joxewuma ci sama avis. te joxewoo ci sa avis. manager bu mën a yor sama mbër man maanaan bon parce que dama départ bi dama doon jël maa doon jël sama bopp manager mais ci biir da ngay gis ñenn manager yoo xamante ne xëy na dinañ la amal njëriñ. nga d'accord ñu yor sa boy mais man ku ci yor sama licence mbër damay wax ak yow lu leer booy bi soo koy jox combat wax ma ko ba pare su waree jël combat maa naan war na jël combat adversaire bu muy jël man dama ciy d'accord mu doog ko jël. mu doog ko jël Habib maa ngi ñëw léegi El Hadj Papa Dieng boo dégloo li Habib wax daanaka moom moo yor mbër yi. bu mbër mi fayee ko 100 000 francs manager bi jël 10 000 Habib du am dara. est-ce que loolu tamit jaadu na ci la. non loolu jaadul mooy li
Mbaye Diallo wax c'est parce que dañ ko bindul. ndax normalement yéen seen écurie yi ngeen am yëpp am na benn charte boo xam ne da ngeen ko war a bind comme règlement comme école ni mu mel ku fiy ñëw conditions yi nga fiy ñëwee booy départ amuloo doole ñun ñoo lay jàppale mais boo demee ba am doole ba commencé am teraanga ji nii lañ koy séddalee su fekkee d'accord nga ñëw boo d'accordul nga bàyyi parce que li ngeen ciy daj ak coono bi ngeen ciy am te en retour doo leen ci am dara loolu amul ci football ak yeneen sport yi joueur bi lu mu am entraîneur bi day am double. ci équipe nationale du Sénégal bu ñu joxee joueur yi prime 2 millions entraîneur bi Aliou Cissé 4 millions lañ koy jox. le double ci coupe du monde bi li mu ci gagné ci xaalis sax sama xaalis xii na yàlla na yokku war na mat 50 millions wala lu ko ëpp c'est parce que day am double. waay mais loolu yéen yoon la quoi yoon la. mais loolu da ngeen koy imposer bu ñu ko bëggul ñoom ñu bàyyi ñu dem parce que xale buy jàng loo ko teg dina ko nangu. mais bu demee ba tari loo ko teg du ko nangu. waaw mais daf ci am entraîneur yoo xam ne ñoom it dañu bëgg siiw bëgg a dend ak mbër mi. Bécaye est-ce que loolu amu ci joxal ma Demba Thiaw Ndiir. Bécaye siiw Demba Thiaw Dieng siiw bu àndul ak teraanga amul njëriñ. waaw mais parce que am na ci pour man am na ci entraîneur yoo xam ne oui may entraîneur u diw oui yooyu même boo ci amul dara dala koy jaral Demba Thiaw nuyu naa. wax nga dëgg de. Demba Thiaw ma fàttali mbokk yi mooy entraîneur yu Yoff. turandoo Demba Thiaw Dieng. Demba ma Thiaw daanoon Dieng Fodé. turandoom champion la de. moo daanoon Fodé. turandoom. waaw moo daanoon Fodé du moom suba la lébu yi ngemboon. waaw moom la lébu yi ngemboon mu daan Fodé du suba. boobu kenn mënta daan Fodé. dégg nga xam nga Jules Balde xam naa yaram wi yëngatu na ndax keroog Fodé ba muy dem papaam la àndal. waaw mbokkam nga laal. keroog fa lay Balde yore cumbukaayu moo Fodé. yor ci mikaay bi. te boobu kenn mënut a daan Fodé. dafa làmb ji. dafa làmb. te boobu Demba Thiaw bàyyi na bëre. waaw mais xam nga mag ñi bu ñuy waxtaanee falang la ñu seeti mun leen man mënatuma bëri ndax amatuma doole ji am naa sëriñ si am naa ginnaaw gi mais awma doole mais nag am na mbër mu nekk Yoff boo xam ne daje naa ak moom xam nga mbër boobu di nga bëreeg moom daan ko sax ci nga koy xamee waaw ndax falang bëri mu bëri ba mu bëreeg Demba Thiaw ci la ko xamee ndax dafa bëri ba def ci bëri coono te daaw ko dal ci bëri mun leen dem ngeen seeti Demba Thiaw bu d'accord moom mun na ko daan mën na koo daan ñu seeti Demba Thiaw waaw Demba Thiaw d'accord ak ñoom lébu yi ngemb ko waaw lébu yi ngemb ko génn débatté bi. non lu nekk kay keroog kay lu ne génn. lu ne génn mais bu daanoon gàcce lay doon. pour waaw sa turandoo mel noonu yow léegi li ma ci laaj bi ma laajaan waaw am na ci mbër entraîneur yoo xam ne bëgg a siiw jaral na leen nekk ak mbër te du leen jox dara. waaw amalu leen benn njariñ bi fa la ñuy toog. dëgg la El Hadj Bécaye maanaam uude ni mu la gis rek noonu la lay ëwale. waaw te fulla kenn du ko jox kenn. dëgg la nit moo koy sàkkul boppam. nit entraîneur warul a créer produit créer star bi ba pare jobbale ko boppam. dëgg la mooy waral li am ni am man ma am lax ma ñàkk la laa yemaale mbër dama lay mën a wax nga dégg bu ma la mënoo wax nga dégg dama na laan demal nga dibbi fu la jooju kenn du ko utal kenn écrit yëpp am nañu problème mais li wër te wër moo di écrit boo dem am na règlement intérieur te règlement intérieur si la ñuy tënke mbër si la ñuy tënk képp koo xamante moo fa si écrit bi la nekk bon écrit bu amul règlement intérieur na fexe ut règlement intérieur pour tënk si mbër tant que tënkoo ko moo dara moo yam mbër yi li si sama collègue yi wax rek ñooy si nekkax mbër dem ba mujjee nga mel ni ab supporter si mbër loolu kenn xamul lan la te nit ki dafa war a xam ne kii yow mënoo nekkax nit nga jël sa xam-xam li la yàlla may nga dem nekk mbër sippi jóge mbër def formation jàng am xam-xam ba pare li nga am nga ñëw di ko partager nit ki ba pare nga dem ba ci biir nga bëgg ko jombale sa bopp loolu mënutal nekk mbër yi nañ dellu ginnaaw jox respect seeni ay entraîneur mbër sax dina fulal entraîneur am bokk na ci mbër ba laa jël combat mu ne ma laaj sama staff laaj sama muy sama entraîneur parce que combat entraîneur moo si jiitu moo xam mbër ma pare moo xam mbër ma pare kon bokk na si jox gëdd ki nga xamante ne moom nga nekk. mooy sa entraîneur voilà Tafa man damaa gis parce que man maa ngi ci biir làmb yi damay dem dan may doxloo làmb man gisuma menacé gisuma kenn man mbër laa gis mbër ba laay woo fii diw ak diw de da laa soxla ndax soxla nga ko mu ne mu woy père kooku pourquoi pas wax mbër bi ci boppam fay ma nangam la lay wax néew ma xaar ma paase sama menacé néew ma xaar ma paase président écrit bi néew ma xaar ma moom ci boppam boo ma fayee temps ma bëri loolu est-ce que logique na jaadul déjà rek yow manqué nga sama respect encore perte nga sa valeur. mais loolu mosoo ko defee yow Tafa.
man non. yow mosoo waxaale directement. ah non non jamais. Ah bon ah musul continue am ci kër àdduna. ok c'est bon man dañ ma naan defal. d'accord. parce que formation ma jaar dafa gudd quand même. donc mus aw mon droit di wàcc yoon ci ay waxaale. et puis ñi nga dajal dañu dur. ay ñi ma la jël non musuma mais dem naa ba am 43 ans jooju 2 ans pour arrêter te ba tey. ñu lay di la gérer. di ma def loolu yi ma bëgg. jàmbat nga ma ko ba tey samay koppar sax dañ ko daan téye may tukki di am problème fa ma nekk. di woote pendant ay jours may doog a jot lu ma bëgg a jot. donc nga xam ne kon yëf yi te day mën tëgg ci yoon. man leen laa mun comprendre Bécaye. boo manqué sa bopp respect. mooy nit ñëw na la dama bëgg combat nga taxaw di waxaale. wàcce nga sa valeur. parce que ka ca gannaaw du la waxaale. kooku moo lay mettre en valeur. ndax li nga bëgg moom nga ko war a planifier. par exemple man Moustapha Gueye mbër laa moo war a bëri Hadj Bécaye Mbaye. ne man sama cachet dama bëgg mu nekk 100 millions. mais kii la jënd 100 millions bi du man keneen la soo dee wax ak moom ci moom lay dem. moo tax mu am ay va-et-vient aller retour avant muy sotti. man de au niveau de l'écurie de Fass. amu ci benn mbër buy sëgg di bëre ji te sa combat bu ñu la ko annoncé di nga annoncé staff technique bi ba pare ba ñu joxe accepté combat doogu mën a am bu ñu accepté woon moom mooy promoteur ba jël na xaalisam sànni ko fu ko neex ndax suba mën na bañ a bëre attention. sévère boobu ñu sévère dëgër boobu ñu dëgër pour mbër yi la du pour ñun ndax ñun li ñu ciy am du lenn dul ndam nga daan ñu kontaan bëgg dem tëdd suñu kër julli suñu ñaaraka dem doxi suñu soxla victoire beeg gloire beeg xaaj bi yaa ko moom. ça c'est ton affaire mais ñun tamit dañuy sàmm suñu protéger écurie yi. loolu moo jaadu ci képp ku écurie bu mun doon. da ngay ñëw bëgg par exemple Papa Sow bëree je cite Papa Sow parce que mbëru Fass la. Papa Sow dem waxtaan na combat ba juboo nga dégg na Tapha Gueye bëri na Papa Sow war na bëri diw see jox nañu xaalis ah non man Moustapha Gueye le directeur technique je me suis dit attends Papa Sow ban combat la war a jël ou Gris Bordeaux ban combat la jël te yëguma ko ah non sa licence ne sera pas fait parce que sama pouvoir la. loolu sama yëf bopp la man maay annoncé licence maay signé licence parce que maay le directeur technique. kan moo capable bu bëree l'entraîneur que su mu nekk Ibrahima Mbaye mii ou mu nekk Socé ndax diw mi nga entraîné. ah non kooku de ça fait longtemps ñëwul ou ñëw na ok c'est bon na bëre ñëwul bu mu bëre donc comme ko doo bëre nag duñu defal licence en attendant nañ la bàyyi nga entraîné ba ab jox ñu confiance su loolu waxaale ba nag en général léegi très souvent du ménager bi moo koy waxaale. ménager très souvent dañuy dem rek jëli koppar. kay waxaale mooy que mbër ma ne mooy parrain am moo koy waxaale ba am de confiance am. kooku écurie bi dina ci accepté dina ko accepté. waaw dina ko accepté loolu parce que parrain yooyu c'est important. parce que kooku day nekk mag joo xamante ne daf lay jàppale dara taxaw mais kooku tam toujours bu dee ne ku mat day ñëw ci staff bi wax ak ñoom. mais bu matul nag. loolu moo waral nag sax ñuy fay mbër 100 millions 30 millions ba dem ca déclaration contrat ba ca CNG ba moo tax CNG daan musuma jot lu 30 millions. 100 millions la ñuy waxaale mbër bi 60 millions bi ou 70 millions bi moom la ñuy séq ka xam ne mooy parrain ba. mooy soi-disant son vrai manager. au vrai sens du mot. kooku mooy le vrai manager quand même. waaw waaw. yeneen 30 millions yi nag moom mooy dem CNG 15 millions. mbaal ma. avance beneen manager bi. moom ci 30 millions yooyu la pourcentage am sukkandiku wala ci 100 millions. global am na. ñoo xamante ne cachet global du lutteur. waaw la ñuy sukkandiku mais loolu bëri koy nangu bëriwul. mais ñi ci ëpp nag comme à l'écurie de Fass le manager. contentement mooy l'argent déclaré au CNG. n'empêche que nag peut-être n'empêche que sax le reste écurie bi am na ci pourcentage de temps. loolu sax ah oui. sur les 100 000. mooy sponsoring sur les 100 mooy moom la ñuy woowee sponsor. voilà mooy blouson yi mbër yee sol. ndax mbër ma sol blouson bi tam Bécaye. fayoo ko publicité na la moo ànd ak yow accompagné la. soo paree nag am na l'argent qui rentre. ñu koy tuddee dessous de table bu njëkk. waaw mbaa suufu table mbaa xorom. bari naa tur ñu ko yàgg mooy de. dessous de table xorom si mu jigi mu nekk sponsor. sponsor boobu nag am na benn pourcentage boo xamante ne écurie Fass da koy jël ci sponsor ba bokkul ak les 10% yi nga xamante ne moom la ñuy jël au niveau du CNG. ah ku ko ci defal tamit entraîneur bu ko defal tamit xëy na manqué nga jox sa bopp cër parce que l'entraîneur bi entraîné écurie loolu sax du entraîneur écurie ba la écurie ba moo naan suñu règlement nii la. mbër mi 10% lay am. non entraîneur yow manager bi 5% nga am. ou yow manager bi 3% nga am naanaa ñu lijjanti ko pour ñëpp ku nekk gis sa bopp. waaye bu dee manager bi rek moo ci gis boppam ndax moo jëlee xaalis ba jox ko mbër ma yow muy gont 4 heures nekk ak mbër yi ba 19 heures
tous les jours que Dieu fait amoo samedi amoo dimanche gisoo ko sa bopp mooy tax mbër ya respect ba ci war sax duñ ko def ak seen entraîneur yi. seen entraîneur yi Tafa Gueye yaakaar naa ne loolu leer na jërëjëf Iba Mbaye li ma bëgg a laajaat mooy question bi toujours mooy est-ce que mbër muy fayeeku 75 millions neex yomb naa yore ak 100 millions naka nga koy yore sa entraîneur amu ci 100 francs loolu laa bëggoon wax te du benn règlement bu ko ci jox dërëm mooy entraîneur bi mais amul benn charte bu dul tëral pour entraîneur bi lay entraîner ba nga am 100 millions mu am ci dara loolu naka la mën a nekk foofu nga dugg écurie Fass da koy def mais daf ci war a jàppale écurie yu bari ñu suñu écurie li muy dox pourcentage bi ngay dégg ñu 10%. ménager bi dañ am na ci 3%. 7% yi entraîneurs yi ko parce que ñoom macha allah dañ mat ñaar wala ñett. ñu mën ko séddoo. écurie Fass loolu lay doxee. Moustapha jaar na ci léegi. sponsor bii génn am na ci code part boo xam ne dañ koy jël séddalewaat ko mbër yi ak entraîneurs yi. mbër yi sol blouson même mbër yi sol blouson xale yi tàggat ci sunu ginnaaw. waaw saa yu ñu paree am na envie ku ci nekk boo demee di nga ko mën a jox sa waajur wala nga jënd ci panloo jiin wala nga ci leen sa soxla. écurie Fass day def loolu. loolu nag bu ko ñëpp di dox dina aw yoon. mbër moom payee ko 100 millions nag naqari naa yor. kooku ci mbër yëpp la. bu fayee ko 90 000 francs 100 000 francs bala moom combat di nga ko yëg. waaye nag bu fayee ko 100 et quelque. bala nga koo xam. ah parrain baa koy xam. ci ñun nag. Gris Bordeaux bala moo jël benn combat wala Papa Sow. Moussa Gueye dina ko yëg. te su ko yëgee bala wax dina ne xaar moo Ibrahima Mbaye Papa Sow wala Abdou Gueye. booy bi dafa bëgg am combat ndànk barki de moo Ndiaye 11h ci guddi la ma woo ne moom suñ benn point bu bëgg a bëri ci benn combat ma ne ko kan la mënu ma diw ak diw ndax ànd nga ne ma ko mu ne ma kon dinaa ko dem waxaale ji. waaw loolu mooy doxal écurie mooy tax mbër mi jox la cër xale mënoo ko yor mu nekk xale maa seeg sa doom. nga di ko yor ba mu doon mag ba mën a soutenir ay waajuram. te mënu laa wekk. dëgg la bu boobaa yow sa manquement la. sa manquement di am fulla ci li muy yor. dëgg la ci kaw nag mu nekk ci yow deret ci yow. wala mu nekk suuxo ci yow. bu nekkee ci yow di nga am jom loolu waaye bu dee dafa bëgg na mais li ma ci wax léegi ni que yenn saa yi mbëri seen bopp ñooy fan maanaam entraîneur ñooy fan mbër bi ba dootul jox cër bi. mu ci doon ay supporter am na sax ku ko fi wax le ni am na entraîneur yoo xam daanaka say supporter. Bécaye may ma tuddi foofu. xaar mu yeggal. Bécaye. loolu dawul écurie Fass ñun ku fa ñëw fekk nga la fa ne. da ngay ñëw ci lu ñu neex mënuloo ko nga dem fu la neex ñun duñu fan mbër. ñun li ñu teg da nga koy dund. waay mënuloo ko dund ñu ne la abal ñu. yaay woo ko ay nit ci ginnaaw. pour neexal écurie bi pour di soit fi nga ni fi nga ñu réglé ko waaw. waaw jërëjëf Bada. jërëjëf ma Bada laa bëgg a jox Bada Faye ah. Bada maa ngi lay nuyu école de lutte Double Less est-ce que sax école de lutte Double Less amati na parce que école de lutte Double Less moom daanaka tas naa bu fi indi benn problème. écurie la wala école. école de lutte Double Less. ah premier mbër ba. ndax Double Less moo ko moom créé ko. wala daf ko tudd noonu rek ci tur. waaw école de lutte Double Less ba léegi mi ngi am. mi ngi am. waaw mbër mu mag mi nga xam ne moom ndax nekkatu fi ñun déggaguñ ko ci gémmiñam maanaam lu ma déggul ci gémmiñu mbër mi mënu ma ko. waaw parce que yaakaar naa ne bu dee départ ñun ñoo ko war a jox papier pour mu dem. mais Bada yéen a ngi entraîné. waaw ñu ngi entraîné. mais moom nee na entraînement amu fa. waaw moom bu ko neexee waaye fi mu nekk li mu doon foofu la li ko def li mu doon. école de lutte Double Less fa la nekk ba nekk li mu doon li ma xam si carrière am bàyyi mënu ko parce que dama yaakaar ne sax man loolu yëpp bi mu koy wax man je croyais que pas bi moom la yaram bi xaw a naqari. ba écurie bi xaw a am ralenti bu am ci biir écurie bi. waaw papaam ba yaram bi di neex sax. ah. ba yaram bi di neex sax daawul teg tànk si écurie bi. école bi man la woon ak ñoom ba fii mu ëgsi. waaw moom mi ngi may dégg. xam na bu baax li may wax. yow ñu entraînement. mosu fa teg tànkam. kon làmb rek lay ñëw. làmb ba làmb lañ koy gis. waaw mais en fait dafa am lu ma bëgg a laaj Bécaye. mais loolu war na mën a nekk. non li ma bëgg a laaj mooy. waaw ndax école de Double Less. Double Less moo ko yore moom. wala dañ ko tuddee defar écurie am wala dañ ko tuddee rek. loolu tam dafa jagal laaj. wala moo ko créé wala moom moo ko créé bés boo ko déggee rek. da ngay mel da nga naan les tigres. mbéygee ko téye ngeen école du Falaye Baldé ku ne xam ne Falaye Baldé fa nekk. ngeen école du nangam ko xam ne Pape Diouf fa nekk yu mel noonu. mais est-ce que école du Double Less tur ba muy wuyoo noonu est-ce que Double Less moo téyelee ren moom moo ko doxal moo ko créé. voilà Bada. waaw loolu dinaa ci sawar a tontu loolu. Double Less bi muy door a tuxu si buun daf ma fa fekk man may tëgg ay mbapat
yaakaar naa ne bari na fa ay boy yu bëri yoo xam ne ni ci sama mbappat la ñu génnee mu ñëw ma ànd ak grand Sa Thiès ndem yàlla sa dem seeti ko bon ñuy ànd di tëgg ay làmb di ko tuddee maire Gamou Boy ba benn jamono ñu am xalaatu créer école bi ñu waxee pour problème créer école ñu créer école bi jiital ko moom Double Less yaa ngi dégg. tuddee ko. mais c'est vrai. parce que moom it suñu mag la def na loo xam ne. non da ko mérité. lees daa mérité am tur académie sax mérité na académie lees sax war na mën a ne. waaw lees li mu fi def ñu ko fi def bariwul wa bariwul. boy donc kon amul benn gox bu mu war a mën a nekk. ñuy def benn affaire di ko ci seppi. déedéet. nii la demee woon aussi. baatam aussi wax dëgg yàlla ba tey jugut ci école bi. waaw dégg naa nag ci ay kàddu ñu ne doomam nee na sama papa dañ ko tuddee école bi rek mais moom bu fekkee ne dañoo tuddee papa bi école bi rek mais noonu la fi nekk woon ci école bi ba doon li mu doon tey ñu ànd ak moom ci nii ba yóbbu ko tey fi mu egg kon moom bu respecté wul école bi ñun la manqué de respect papa la manqué de respect. mais ñëwatul. par combat ba combat lañ koy gis. c'est pas possible. mais boo amee combat bu amee combat ba combat lañ koy gis te et puis am na combat yoo xam ne sax boo bëggee dégg dëgg rek. waaw combat mag Boy Niang. waaw yàlla moomu tiim wallahi azim entraîné wu fa 10 jours yu mat. c'est pas possible. maa la wax li moo tax gis na ko. voilà léegi entraîné wu fa 10 jours yu mat teewul ba daa koy indi. waaw mais pour te dire que les entraîneurs est-ce que des fois après boobu pare. des fois yéenay tooña. yéenay tooñ mbër. man de bu ma entraîné wul. non duñu tooñ sax duñu tooñ mais dañuy nangu. damay matu. waaw. bañ a dem ci làmb ja. waaw foofu dafa man dafa am lu ma fay doon. waaw mbër mu nekk ci écurie. ñëwoo ci écurie bi. di préparer combat. est-ce que jour combat bi écurie bi war na dem. est-ce que war nga bëree licence écurie bi. exactement. moo tax ma ne la du problème mu entraîneur problème mu écurie la. non du problème mu écurie problème mu entraîneur la. non du problème mu entraîneur parce que mbër mi warul dem ci tuuru écurie bi parce que ñëwul ci écurie bi entraîneur. waaw Pape Mbaye ay ca base yi. Bada joxal Pape Mbaye. Pape waaw. waaw El Hadj Bekay. waaw écurie dafa am administration. waaw. licence bi entraîneur bi du ko signé. yéen am ngeen fi combat. kii ñii ngeen xar ñaar ñii ni combat bi dinañ ko jël ñii ni combat bi du ngeen ko jël. mooy seen combat ak Balla Gaye Modou Lo ak Balla Gaye léegi parrain bi ak mbër mi ñoo ànd genn wàll gi ànd na la mais mujj na moom ñu da koo bëri. non waxtaan consensus am na parce que toog nañu fenn waxtaan ba jubóo bañ def ay photo ba gars yi def ko ci presse bi. si. loolu avant ngeen di jubóo quoi. avant ngeen di jubóo. non loolu ay front loolu xëy na peut-être am na xëy na ay comportement bi am ñu mu néew ak yooyu man nag bokkuma ci parce que man su may xeex sama xeexu bopp laay wax kenn du ma xeexal. mais man bokkuma ci woon. mais Pape ma laaj. bu Modou Lo fayee ko 100 millions Pape ñaata la ci fayee ko. ma sequma ak moom lu may fayee. léegi looy def. lu ko ngaram may na ma ko jox lu ko ngaram may na ma ko téye. ça c'est grave. amul charte boo xamante ne. depuis 2002 ba ma dalee coach mbër ba léegi musuma jàkkaarloo mbër na pourcentage bi naa ko am ci yow. alaaj Papa mais ça c'est l'écurie qui doit faire ça. voilà merci non attends. voilà affaire écurie la nekkul affaire administration écurie ñoom ñoo war a jël entraîneur en charge. dagg li ñuy dagg mbër mi préparé mais entraîneur bi ak personnalité waaw bien sûr waaw li nga wax dëgg la. entraîneur ak personnalité fi mu toll nga yor xale ba mel nga di ko attaqué ci ay xaalis ak yooyu. nangu ko benn entraîneur du ko def. du yoon administration ñoo war a gérer. mais fi toll li ma la wax. l' administration toujours day focaliser wu ci mbër mu mag mi en plus dañ koy bëgg a jege parce que kenn ku ne bëgg mbër mu jóg ne kaay gunge ma kum ci woo doo sol daal mais loolu moo rey entraîneur yi. dafa waaw non li ma bëgg expliquer moom mooy. waaw HBK. mbër mi. waaw mbër yi ci bëgg dañoo généreux ñu baax lañu. ñu mën a def ay teraanga lañu. mais écurie bu nekk dafa am charte bii. le pourcentage de xaalis bi ngay gagné nangam la. loolu bu ñëwee. le directeur technique ak le président ak le secrétaire général le trésorier def le partage. comme ni ñu ko Ibrahima waxee léegi mbër bu ne gis na man solo naa blouson man de am naa benn 50 000 francs ci combat bi alhamdulilah parce que mbër boobu fay ko na 100 000. mais boo jëlee 5% de 70 millions. mais c'est de l'argent bu mën a partager ci écurie bi. ñun écurie Fass noonu ñu defaa ñun bu ma leeral ko Ibrahima Mbaye waxuma ko woon sànq mais dama ne. écurie Fass dafay jël ci sponsor mbër bi. oui 5% maanaam bu dee 50 millions bu dee 100 millions dafay jël 5 millions.
5 millions boobu da koy partagé. mbër yi doon entraîné ak moom. di ko jox seen énergie ak seen doole da ca gaañoo da ca blessé di ci jàngaale nag bëree pour màgg àgg fa ñu àgg. waaw en plus gagné ci encore li nga xamante ne mooy mën a entraîneurs yi. ñu rajouté leen seen xaalis bi ñoo joxoon ci 7% ya ñu gën a glorifié gën a kontaan mbër ma nag bu amee baaxaayu yore benn 500 millions daagu ba sa kër ne la sama nijaay kat dama la seet si woon massa coono mu doon plus pour toi. mais donc li may laaj Pape du Pape moo war a tëral règlement mais écurie bi moo war a tëral. écurie bi moo war a tëral Bada maa ngi Bada wax mbaytin laa bëgg a jox Bada maa ngi ñëwaat dinaa ñëwaat balaa maa dem ci publicité mbaytin nuyu naa la ah. Bécaye maa ngi lay ziar bu baax entraîneur ban écurie nga. ressortissant de Fatick. Fatick may nuyu sama président Babacar Thiam ak sama secrétaire général Mbol. waaw yaakaar naa ne Tafa Gueye miinu ma waaye man miin naa ko bu baax. ndax jamono yi muy bëre mbapat boobu Boy Kayre ñëwagul écurie Fass. fu ñu mos a daje ñoom ñaar xeex lay mujj diggante ñoom ak ñun. parce que man maa ngi juddoo kër Aliou ko dundooy moom mii si boppam. ku doon gagné cooki bi. déggoo li ma la wax ñoom bu ñu mosaan a sëgg mbapat bu ñu mosaan a daje ñoom ñaar ñu tëkkante. li ma lay wax nii lu yàgg laa lay wax de. làmb dafa raw ñëpp ñi nekk ci biir làmb muy entraîneur bi muy mbër ma muy ménager bi muy ku mënti nekk làmb da laa raw. waaw mais naka la ñuy def pour dab ko parce que écuries yi ñoo feebar mais fan la ñuy jëlee médicament bi leen di faj. ban médicament leen di faj. waaw kay médicament bi mooy. da ngay nekk ci écurie nga am staff mais staff bi yow li ngay bëgg a liggéey duñ ko xam parce que mooy lan il faut mu am règlement lamb bi li mu ñu rawee mooy kañ la ñu yokk cachet yi 100 000 francs mbër daan fayee ko 30 000 ba 45 000. du dëgg léegi bi ko CNG yokkee 100 000 francs boobu gars yi xamuñu technologie dafa avancé waa CNG rek ñoo xam yoon ba pare teg mbër yi ay sart yoo xam ne chaque jour ñu koy def waa CNG dañoo xam mbër mi entraîné dañoo xam entraîneur bi mais imaginez yow nga nekk coach ànd ak mbër mi pendant des mois nga ñëw benn jour ñu dagg ko lu mat ay 10 millions wala 15 millions. entraîneur bi mënta am 100 000 francs kon entraîneur bi na xoolaat boppam. te lenn moo feebarlu écrit yi mooy staffu bi nga xamante ni mooy nekk foofu muy président bi ak secrétaire général bi communication bi ñu war a am dëgg il faut mu am. parce que règlement intérieur écrit boo dem am na fa. man mi sama jëmi bopp am naa sama règlement intérieur. mais des fois ma am ay rëq-rëq ak ñi nga xamante ni ñoom naa liggéeyal parce que ñoom xamuñu lan moo nekk ci biir làmb instant yi nii. parce que dugguñu si biir showbiz bi. mais tey jii boo imaginer ay dem fii si ay nit di ñaanaatoog affaire yooyu loolu mën naa ñàkk pourquoi écuries yi ñoom mënuñu def mbëri chaque jour ñuy cotiser. def ay cotisation xanaa 1000 francs sax pendant quelques mois boo ko defee. léegi ngeen am dara léegi ngeen am ci làmb ngay gis ku fayee ko 100 millions. Bécaye man de xëy sol daalam takk ko dugg ci dëkk bi di xarmat. Bécaye làmb rek la loolaa. ma wax la leen man de sama jëmi bopp. benn problème laa am. écurie bi ma yor nii. mbër bu fa bëree 100 000 francs 5000 dina dugg sama kees. yow mbër bu nekk. mbër bu nekk. bu fayee ko. déggoo li ma la xam nga. non grand combat du 5000 de. non déggoo ma de écurie bu ndaw laa yor parce que man moom. tey ahlu làmb buñ ma xamee dama koy santé Bada Faye mi. parce que nekk naa adjoint ñaata at. yàgg na kon tey jii am na yu bëri yoo xamante ni man lu mu wax rek man xam naa lu bëri. du dëgg mais moom dafa sonn am na yoo xamante ni moom mënut a toog ci télé di ko wax. parce que su boobaa dana am ñoo xam ne dañ koy xeeb mais daal feebar bi nga xam ne moo nekk ci écurie yi. bàyyi leen yooyu tardé réew mi nag. non déglu rek moo wax la. Bécaye li koy faj. mooy association des entraîneurs yi nga xam ne mooy annexe. waaw ñoom ñoo si war a jóg. ba pare waa CNG ñooñu ci war a accompagner. parce que xeex bi dafay yàgg. CNG du reconnaître na leen. non xam nañu parce que ñoo ñu jox ay diplôme kon tey jii ñun dañoo war a des fois da ngay gis entraîneur bu nekk ci buntu làmb am ay problème pour dugg. yaa ngi dégg taxawal ma nettali la. damaa ñëw làmb bu mag. champion bu yii ñuy coow nii. di xëccoo roi des arènes nii ñoo koy bëri. ma ñëw ci bunt bi fekk fa benn entraîneur am. entraîneur boxe la. mu ñëw mu ne ma alaaji ma xool ko ni ko way grand mu ne ma mun maay entraîner diw. ma ne ko léegi nag mu ne ma mënumaa dugg. ma ne ko lu tax doonu dugg mu ne non boole woon ma ci quoi bi nuy dem. ma ne ko bàyyi. yomb man moom Bécaye. mais bàyyee gën a gaaw mais xoolal wuy ma dañuy dem publicité ñu ngi ñëwaat. non ma ne ko dama ko di bàyyil ba pare après ma dugal ko. ma yóbbu ko ci biir ni ko kon gara bàyyil waa ji et puis xoolal mu mere mbër mi mere boo xamante ni xamoon naa ni mbër boobu du daan jour boobu ñaan yin ko ñaanal daa daanu
bon dañuy dem dañuy xool sunu sponsor yi waaye balaa boobu Massamba Sarr Kendal Serigne Touba maa ngi koy nuyu bu baax di sunu sëriñ di sunu xarit di la ñaanal di nuyu Habib Niang doomu Thiès la moom it sunu xarit la sunu soppe la bëgg nag émission bi di ko seetaan saa su ne mbokk yi dañuy xool publicité ñu dellu si waat waxtaane nag làmb ndax mbëri gars yi nee nañu ñoom ñi entraîneur yi ñoo leen yàq mënatunoo bëree Alaaji Papa Dieng moo ko wax ak Tafa Gueye bu ngeen dellu see ñu waxtaan ci. Puissance et énergie. Produit par l'industrie des boissons du Sénégal. jërëjëf kon mbokk yi loolu sunu mbokku sponsor yi ñu delluwaat gërëmaat leen ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey réew mi nag noonu la réew dañ koy liggéey réew dañ koy defar ñu ngi leen di ñaanal bu baax ci taxawu gi nga xamante ni moom la ñuy taxawu rawatina bisik ak Black Power liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci Sénégal mbokk yi tey wax nañ leen ko dañoo invité entraîneur yi tey ñi ngi ci biir géew bi ñi ngi ci écrit yi ñi ngi ci lu ne ndaxte ñii ñoom ñooy tàggat mbër yi waaye ñii ñoo ëpp problème ci làmb ji ndaxte amul benn dara wala boog par benn écrit ñoo leen di jox fay ñoom daanaka fayeeku dañuy am seen métier rek bu ñu liggéeyee ba wàcc ñëw entraîner mbër wala ku ko ci bëgg def profession aussi doo ci fayeeku dara mu doon loo xamante ne ni dafa metti te loolu mbër yi war nañ koo seet ñoom ba fan la ñu yem ak mbër bi am di maa ngi lay nuyu am di faal écrit xéewala maa ngi lay nuyu bu baax am di ba fan nga mën a yem ak mbër bi daanaka lim lay wax ñoom dafa bari lool man dama yàgg yore mbër du tey bon mbër li leen gën a sonal mooy dañuy récupérer ay billets te doo ko yëg bu ñu dem ba ci biir billets des seen loxo wala du jar te fekk amoo supporter boo demee dañ leen reliquat booy bi nekk CNG jëlil ma ko. ku la koy wax. promoteur. moo am na diggante promoteur bi ak kii bi xamante nañ. xam nga moom mi ngi sulli lu garaaw. waaw dégg ma wax rek. lu garaaw. nee leen rek. yaa ngi may dégg daf ci am ay manager yoo xam ne Tafa. demal waaw vas-y am di demal. demal ma ñu jël reliquat bi joxal ma ko diw parce que mbërëm. dafa dese ay billets. dese na 40 billets. wala mu des sax 100 billets. du du ko delloo promoteur billet bi. du. passe na rus nañu loolu parce que dañu bokk doo ma ko delloo. passe na sans retour. billet man la fayee. man bi mbër bi ñëwee bi Babou Naar ñëwee mook Isine Patar man leen lan nga des ñu ne des suñu dara Babou Naar mun ma man dama bëgg ñibbi suñu kër mais aw ma paas ma ne ko ñëwal ma jox la paas ñaata nga soxla mun ma man su ma amee 40 000 50 000 rek ma dem ma ne ko non yow sa aju fajuna Isine Patar dafa taxaw ñu dag ko dag yi nga xam ni tegul ci benn yoon ndax ku gis combat am bu mujj bi xëy na blessé na ci mais mujj na gagné combat am moo ko booy yoof bi waaw yaa ngi may dégg ñu dag ko dag yu metti nit mënul blessé ba pare nga ñàkk xaalis
ma ne ko naa la yóbbu hôpital ñu faj la jox la nga ñibbi noonu lay def ak ñoom te nag dama am fulla ak fayda ci sama écrit attention de parce que man yore naa ay mbër yi nga xam ni ku amoon combat waaw mu toog ba 17h30 mu ñëw ma ne booy tëj la bunt bi mu ne ma damay entraîner ma ne ko doo entraîner mu ma damay entraîner ma ne ko doo fi entraîner munoo am combat ñi ñëw depuis 16h30 yow nga ñëw ay 17h30 foo ko teg da ñu moom wala da ñu chef mu daal di ñibbi mu daal di ñibbi am di dinaa ñëwaat léegi Cheikh Ndiaye li ma bëgg a xam mooy mbër bi nga xamante ni am na combat Sénégal war na bëre on est au mois septembre war na bëre décembre dem na France def na fa 3 mois buy dem France ci sa calcul ak sa système daan li nga soxla lay entraîner ji foofu wala yow sa yoon newu ci. man am naa ay partenaires yoo xam ne ñi ay américains lañ. mais est-ce que bu Boy Niang di dem di nga ànd ak moom. Boy Niang musuma ànd ak moom mais bés a ngi ñëw dinañ ànd incha allah. yàggatul dara mais yow Boy Niang li muy entraîner France xamoo ci dara. si xam naa ci baax a baax. déggoo ma ne la Daniga Grand Kanouté ak Commando. waaw ñooñu damay waxtaan ak ñoom chaque jour que jëfee mbër mi bu nekkee foofu dañuy waxtaan chaque ngoon. su ma ko woowee jotuma ko rek c'est parce que salle la nekk mais buy paree daf ñuy rappeler day fekk ñuy entraîner fii day waxtaan ak staff bi yëpp li may wax rek mooy mbër yi nga xam ne yàlla daf leen a may ñu am doole te ñi leen may doole mooy coach yi gunge leen ba ñu yegg fenn fii nañuy gëstu seeni coach xam nga nit ki mënoo ànd ak moom xam nga xaalis suñ ko dee wax xaalis dafa xaw a complexe mais nit ki su fekkee ne am nga considération si moom noo mel da ngay bëgg mu mel. su ma xoolee Papa Dieng mi ak Bécaye toujours sama xel si loolu lay nekk foo gis grand Bécaye da ngay gis Papa Dieng te saa yoo leen gisee dañuy rafet nit ki su fekkee da ngay. merci nit ki non. dëgg la de merci xam nga nit ki su fekkee ne da nga nekk ak moom di yore ay millions. dëgg la. di dawal oto. da nga war a dimbale ki nga xam ne. yéen ñaar yéen a doon ànd di dugg super. muy dox. di dem di dawi di dem dunia di fa nekk bari saa yi nga ñibbi si doo yore dara sax mbër mi jox la kon nag li may wax mooy mbër yi nga xam ne ñooy ténor yi waaw man école de lutte Boy Niang ñun coach yi dañu am pourcentage dañoo war a sagal entraîneur yi mais damay gis Aliou non maa ngi ñëw Cheikh dañoo am pourcentage de waaw d'accord maa ngi ñëw li may wax mooy gars yi nañ jàppale gars yi dawal 4x4 ba pare sa entraîneur di dox di dugg car rapide wala muy jël car rapide wala jaga jaay loolu gàcce la non non Cheikh taxawal man taxaw leen bu leen may indi problème et Cheikh man damay dawal waaw d'accord ay ci Aliou vélo gën a daw am suñu wax peut-être mu ngi dawal man maa ngi dawal mais am na ñoo xam bu ma waxee boo xool da ngay wax ñu dawalul en général waaw mbër yi dañoo war a am reconnaissance vraiment boo ànd ak nit ki ngay am juróomi dërëm war nga mën a jël dërëm au moins nga koy jox sa entraîneur ku la mënul sedd si juróomi dërëm boo amee 1000 francs du la sedd dërëm boo amee million du la sedd dara parce que tamit li am ba des la vraie réponse joxewuñ ko problème bi mooy mbër la moo tax mbër du fay ko 100 millions entraîneur moom mënut a am sax 100 000 francs mais problème bi yëpp lenn la ca écurie ba ci boppam dañu war a teg règlement intérieur yi génn ko ba nga xam ne mbër bi su fekkee dem na ba toll ci yenn niveau yi comme waa écurie Fass ni ñuy def mosuma xam ne sax xëy na ñoom même ñeneen ñi nga xam ne sax yeneen mbër yi sax ci sponsor bi dañ leen si joxaat mais mbër ñi yore si ab fay ay millions mbër yi ñuy kontagal ñiy gaañu di am kii seen ñàkk sax kenn du leen ko jox yamul ci entraîneur même ba ci yeneen mbër yi ndaw yi nekk ci écurie bi sax lijjantiwuñ leen problème bi mooy nit ñee war a am fulla am fayda muy entraîneur yi nañ ko waxta dee entraîneur yi dañoo sonn nañ jox ñu leen considération yow nga ñëw am nga yow sa 4x4 nga koy dawal sa entraîneur buy dem dafay dox bu ñëw entraînement buy ñibbi day dem te yow début bi yow yaay sonn yow yaay nekk manager bi yaay nekk entraîneur bi yaay nekk même combat yi yaay ko di jënd sa crédit yaay jënd yaay woote yow yaay li Cheikh doon wax fii sànq loolu dëgg normalement mbër yi bu ñuy dem di voyage dem à l'extérieur war nañu mën a ànd ak seen coach yi. am na ci entraîneur yu ko yëgul. mais dañu war a ànd ak moom. am na ci entraîneur yu yëgul ni waa ji tukki na. mbër yi amul reconnaissance entraînement lay ñëw ngoon rek ñu ne ko mais gars yi mbër dem naa. parce que mbër yi amul reconnaissance bu ñu amul ko dañ jéem a fexe tout ba seen entraîneur. waaye yow man wax nekk écrit laal. jox nañ gëdd di leen jàppale di leen dimbali mais loolu yëpp amul
problème bi nag li nga xam ne moom moo koy faj mooy leen entraîneur bi am war am fulla ak fayda mbër boo xam ne préparé ko mbër boo xam ne yëgu la fonk la nga am jàpp am sa fulla ak fayda muy bëri du fa dem téye sa bopp sooy dem bëri ji du ma la yóbbu lijjantiwu ma la jëm ma xool si leen wala te bis boo ñëwee nga bëgg a renouveler sa licence problème tam mooy leen secrétaire général yi ak président yi nekk foofu ci écurie ñoom tam problème bi mooy des fois dañuy diviser wu waaw loolu mooy problème entraîneur micro Aliou sa xam gëdd bi nga xam ne moom la entraîneur bi war a am dëgg du ko am même su bëggee kaas yéen affaire def ñeneen ci ko mooy li ñu wax rek am na ñoo xam ne dañuy nekk ay suqu mbër mu nekk président wala mu nekk secrétaire général mën na nekk ba ci ñeneen ñi loolu moo tax tam entraîneur gëdd bi ñu war a am dëgg yëpp amuñu ko may lancer waat appel comme temps bi des bëriwul yeneen entraîneur nañ fexe ñëw dugg si analyse parce que ñu mën a former ñu mën leen former bu baax a baax loolu mooy dernier kii bi balaa ngaa ñëw damay dox Jules Balde ci écurie Falaye Balde ba sax bu ñu déggee écurie Falaye Balde dafa mel ni affaire de famille waaw wala Jules Ama Balde donc mooy mbër ma parce que ci suma xalaat dafa mel ni Ama rek la ñu sukkandiku voilà la écurie Falaye Balde sukkandu noonu de écurie bi moom ñëpp la écurie Falaye du Falaye Balde dong de bu ñëpp la waaw ñoom Malo Seras ñoom général ñoom ñëpp booy si lañ nekkoon. ñëpp ñu ngi fa. waaw du pour loolu de. ñoom Baboy tout ça. waaw ñoom ñëpp fa lañ jaar ñëpp écurie bi moom. est-ce que gëdd gi ngeen jox Ama jox ngeen ko yeneen mbër yi. non gëdd mooy question ku am combat dañ ko taxaw. lamb loolu la nit yi saa nga jël sa mbër bu bëri ci kaw la nga ànd ak moom. sa poste ngay génnee. waaw mais pourquoi yenn saa yi ma gis la nga indi mbër. ñu daan ko nga mere ko ci saasi nga won ko ci saasi ci diggu géew bi yow rek laay gis loolu. waaw xam dama koy mere. waaw dama lay jàngal loo xam ne comprendre boo fa eggee mbër nga ko war a daan. nga egg fa mbër bi di xool ba mbër bi daan la damay metti. nga xool ni mu ko daanee nga jàngaloon nga ko. jàngal naa la ko xam loolu day metti. day metti. waaw mais Bécaye lu mu ko metti Jules da nga ko war a nëbb. waaw kii lu mu metti bal nëbb bi si boppam laa dul mun. damay yow 4 heures du matin àndaw di entraîné weeru koor damay ndogu àndaw di entraîné. waaw dem naa Jeux olympiques dem naa Jeux olympiques. benn japonais bu ñu gagné muy dox di ñëw ci entraîneur bi ñëw yéeg ci tapis bi tëgg ko mbéj waa ji sukk julli. acceptel ko. dañuy yaru oui. mais yow. les japonais non bu fi indi ay combat non bu fi indi combat. dugal ngeen débat boo xamante ne. waaw nga baal ma dugal nañ la. dugal ngeen débat boo xamante ne dafa am importance am na ci xeetu dëkk yoo xam ne asiatique yoo xamante ne entraîneur bi ñoom mooy seen yàlla. ñu ne yàlla bi ñuy wax ñun Sénégal. ñu ngi ci kaw mbaa bi ngi ci suuf. ñoom amul ki leen jàngat def leen doomu aadama ba ñu mën a jariñu ci àdduna mooy seen yàlla. fu ñu ko gis dañuy sukk julil ko sigi toog dafa am ci karaté ci xeetu sport asiatique yëpp. mais nga ne waa ji def ko mbéj. daf ko mbéj waa ji raayul sax lex bi. imagine nga Pape Mbaye mbéjoon Modou Lo ci diggu géew bi. wala Jules bi pejoon. lu mën nekk la mais bu boobaa xeex la fay. non. ñu xeex rek du nooy. non su xëyee ñëw soog ko. Bécaye sport dafa am lu mu laaj. parce que booy pratiquer sport. da ngay doon sportif pour mën cee nekk xam li ngay def. gis nga li ñu dal ci mbër yi. ak ci problème mu tactique gu combat bu amee. li koy indi yëpp mooy dafa tegewul ci yoon. gis nga mbër muñ leex ne day voyage tàggul entraîneur am yëgul loolu yëpp gars yi dañuy wax ne ci problème mu écrit bi la. te gis nga ñun sénégalais dañoo war a jiital dara suñuy ànd dañuy jàppee suñu bopp ñun ñëpp ay doomu aadama. xam nga tey Ibrahima Mbaye bu dal ci mbëru Faas. dafa yéene mbër mi. mais ñi nga xam ne dañuy waxee waxu supporter wala waxu jaxase dañuy wax ne Ibrahima Mbaye dafa soxor. parce que tey li ñuy wax naan entraîneur yi amuñu fulla nga bàyyi soo bàyyi dañuy wax ne dafa soxor. waaw ànd ak moom ba mu gis ne am na ay millions rek. waaw mu ñeeñi. waaw dafa soxor dafa méchant. tey dañuy joxe exemple. ñoo gaaw lool. tey Bécaye ay bokkam ak naan la ko ñaanee. xoola tey jotaay bi li muy métti xool tey jotaay bi li muy neex tey da nga gis ne. Cheikh Ndiaye moo yor Boy Niang. waaw nekk ak moom. Jules Balde Ama rakam la. tey Jules Balde nu mu mën a iñaanee Ama. gisuma ko. nga amul tey bu dalee ci kaw Ama ne ko jëlal combat bi yaakaar na ne Ama da ciy am ndam mais bu safaan amee dañ naan non da koy iñaane. ko jëlloo moo ko jëlloo mais Jules Balde mi nga xam ne moom la Ibrahima Mbaye wax moom la El Hadj Fall wax dañuy jug 4 heures du matin di ànd ak mbër. est-ce que xam nga ne tey entraîneur yi nga gis. image la ñuy bëreel guddi génne ci tactique
échanger kook mbër mi am ci yaakaar wax ko mais mbër mi sonn ca mais mbër su fekkee ne liñ daan wax ci mbër ma nga fa ci ñun lu ñu jàngoon man su ma demee tey ba naan damay bëri Jules Baldé am naa xalaat bu ko daan booleeg li ma sama entraîneur dolli ma indi ñaar su ma defee bi ma sama entraîneur wax sottiwul mais bi ma yaakaaroon ba jël avance bi war naa koo mën a def mais soo bu entraîneur bi réussir tactique am yow la ñuy tàcc yow la ñuy tàcc comme mais yooyu nañ ci bàyyi xel Jules comme débat bi ma fi indi woon débat xale yi mënul bëri wala entraîneur yi ñoo aayul parce que ñoom nee nañu xale yi mënatunoo bëri te man de pour man xale yee dàq bëri mag ñi de d'ailleurs sax am na ñu bëri man la ñu faral ni man li ma wax moo am xale yee dàq bëri mag ñi xale yi mënuñu bëri laay Moustapha Gueye ñu non Jules ci xale yi laa la boole xale yi ñu yow ak Tafa ci xale yi laa leen boole waaw ñu mën nañu bëri parce que génération la dégg la dafa am seen ñaari génération mais ñoom Tafa ak Jules bëri wuñ ci làmb ji seen génération ñoom bi ñuy bëri ñoom la wax seen génération ba léegi dàq bëri kenn la wala génération yu dàq bëri yéen a dàq bëri booy non waxuma non dàq déglu ma Jules ñu nag nga ñuy laaj génération bi daal mi ngi commencé ci ñoom Tafa Gueye waaw jëm kaw ba ci ñi fi nekk nii man ñooñu laa wax ñoo dàq bëri avant ñoom Moustapha Gueye ba ca suuf non déggoo la non yow ñi fi nekk waaw ñi fi nekk ñu naan dañu mën a bëri waaw seen bëri dafa des bu bëri sax xam nga lamb dafa toll léegi instant bi am média yu bëri waaye jamono bu amul média yow seen bëri kenn ko seetaan amuñu ndoxtu bëri dëgg la te lamb ji dafa toll loo xam ne lamb ji léegi par poids la loolu pour judo la du pour bëri balaa mënoon neex tey ñu boole ma ne Aliou mooy surprise bi léegi ñu ne Aliou waaw fa la war a jàll Jules Baldé te ndoxtu bëri génn ak mun bëri am sañ-sañ yow bëri sama papa nee na bu amul fit ba nga toog bëri sañ-sañ la waaw da ngay toll période boo xam ne da nga am sañ-sañ làmb ji lu mu gën a tar rek seeram gën a tàng rek yow maa ngi ñëw waaw sañ-sañ daal am na ci bada waaw sañ-sañ dafa ne si bëri waaye boo ñëwee rek puis xam nga rek ñàkk mënu bëri baaxul Ibra Mbaye Ibra xale yi joxal Ibra Mbaye xale yi ci bëri bi ñu ne des na war nañu gën a góorgóorlu waaw Bécaye bëre xale yi dafa des lu bari xale yi mën nañoo bëri mais bëre boo sonnee sax xam da lay réer mais boo bëri ci minute temps bi ñu la jox mën nga daan ci ay seconde te doo sonn mais heure boo sonnee rek sa xam-xam réer na. sa xam-xam réer na wallaahi azim mi ngi mel ni kurpañ bu la dal. boo ànd ak sago minute nga daanu. waaw kurpañ dal la. waaw nga ximmili ku daan yombul. am na ba tey. am na de man dal na ma. wallaahi wala. dëgg la dal na ma bu may yéeg tribune boo may jox xaalis boo nekk sama loxo càmmoñ sa côté ndijoor laay tàllal sama loxo. wallaahi azim ndax kurpañ yu bari. ndax kurpañ bu bari. mais keroog ànd ak sago. waaw keroog ànd ak sago. ak xam liñ ma dikkal ci ginnaaw. moo ma ci génne. moo la ci génne. dal na Moustapha Gueye mii. contre Aline Diouf. waaw man ak Aline Diouf contre waa ji bi Ibou na ba bëñ ba damee. waaw ki mu topp ci moom muy Modou Wane. dafa ñëw song ma. ni la la nee Moustapha bëñ bi damm na. wallaahi azim bu amuloon ngor keroog kan làmb ji du yegg. dëgg la làmb dafa am ngor li Jules wax la dëgg la. non at Bada. waaw Bada ci mën a bëre gi. waaw ñu ne bëre bi des na de. waaw bëre xale yi mën nañu bëre sax waaye entraînement bi ñu war a def ba seen bëri di feeñ bari na ci loo xam ne mooy handicapé booy yi aussi. parce que bari na ci booy yoo xam ne nii li ñu gëm mooy dem jël ay weñ ba diis gan te diisaay boobu arrangé wu leen. entraînement mbër la ca war a ëpp mooy bëre. bëre. loolu laa d'accord. waaye weñ yi boo ñëwee ci biir géew bi mais weñ yi du la jëriñ dara. des fois mu sonal la. da lay sonal trop. des fois mais bu fekkee da ngaa bëree ba dagg. yaakaar naa boo ñëwee si biir làmb ji doo réer. doo réer Cheikh Fall bul faale. may ma ñëw dafa am lu may tontu loo xam ne nii. waaw dama dégg sànq ngeen wax ko ne mbër mi su fekkee ni def na lu dul yoon entraîneur am dafa war a taxaw lànk na buñ ko yóbbu man def naa ko combat Sa Thiès ak Lac Rose yaakaar ne yéen ñëpp dégg ngeen ko. dama taxaw wax école bi yëpp ne képp ku ma déggal bul ànd ak moom dem école ba dem làmb ja. booy yëpp wëlbati ko ànd ak man. bon defe naa ba bu ñu ne suba la combat bi la Balla Gaye de door a ñëw sama kër ku nekk ñëw na Balla Gaye ñëw vraiment wax ak man loo xam ne mënatuma ko te moom. mais Sa Thiès ñëwul. non Sa Thiès nu muy ñëwee si man. entraîné wu fa. non entraînement yi sax dama ne booy bu kenn entraîné ak moom laa la wax. bu kenn entraîné ak moom mais parce que
jël na combat am toog fu ko neex ba combat bi des ay jours mu ñëw man it ma jël décision wu lànk ne booy bu kenn entraîné ak moom bu kenn dem làmb ja mbayti mi ci kanam la boobu ma nga fa leer na ko Cheikh kon am na yoo xam ne yi ñun Elage dañ ciy bañ bëgg dee mais nag aussi il faut que staff bi aussi di si jàpp staff bi di si jàpp mais li ma bu ma déggoo Bada dafa mel ni daal écurie bi ci boppam ñoo war a def cohésion boo xamante ne déggoo ci seen biir ba lépp lu fay règlement ñëpp àndandoo lu entraîneur bi bañ ñëpp boo ko ndoo ko bañ waaw Bécaye waaw damay El Hadj Fall bul faale parce que booy mën nañ bëre waaw mais dañoo ragal booy ragal moo tax mënuñ bëre ah bon xam nga li kii di wax mbër dafa am fit parce que da ngay gis booy bu taxaw 10 minutes ñoom ñoom Aliou Mané ñoom Gambien waaw da nga doon gis ne volume amu fo ah oui parce que ñoom xamuñu woon sax équipe bu garaaw moo nekkoon foofu parce que li amoon solo moo nekkoon ñun parce que ñun ay pël lañ dañu am coffre xam nga coffre dafa am façon nit yoo xam ne yàlla moo leen koy may soo demee si lébu yi dañoo mën a jàpp n'est-ce pas soo demee si pël yi dañuy topp nag ba kii la duñ séeréer yi loolu ma séeréer yi gis nga ni mu demee bon donc booy non waxoo woo ma ni mu demee de loolu samay kal lañ bon du ma egg foofu déglu mu expliqué la cooki sol sa affaire dem saal moo tax duñ bokk ñuy bëri mu si àdduna président kontaan naa mais merci mboot léegi nag ñu wax ci mbootaay bi nu mu tëdd am benn affaire bu ma jaaxal sànq dama dégg nga ne gars yi ñoo xale yi ku dàq bëre waaw non pourtant yéen waxuma leen pourtant yéen ci waaw xam nga li tax mag ñi dama lay wax ne la xam nga li tax mag ñi dàq bëre xale yi mag ñi faale wu ñu woon man ragal gi la Gilles di wax dafa am léeg-léeg nga jël ko léeg-léeg nga jël combat ñu koy wax xale ñu ne waa ji bagarreur la nga rasu combat bi waaw day am moo tax Forza mënut a am combat beneen bi mooy Moustapha bu njëkk da nga daan gis ñu ne diw dafa mën a lii yow sa mën a bëre moom ngay waxee ne man ñu ne la diw mi songkat la nga ne bu ma songee ma daan mais xale yi boo leen nee kii songkat la danañ waaf ci suuf ba bàyyi seen garde ñu dóor leen ñu daan waaw parce que looloo koy indi bon kii liggéeyee TFM boo xëyee gisoon ko mu taxaw buntu seen TV nga ni saye déposé na dafay bëgg a jógee boo ko gisee mu dem taxaw buntu 2S nga ni yii Alaaji Njaay woo na ko Sénégal la xamuñu lu xew boo jógoon yaa ngi liggéeyee fee nga dem seeti Jupiter Diagne ca DTV te yaa ngi nekk TFM léegi benn waay rocceeku dem ca chef ba ni ko gis naa ko Juppé temps yi moom Juppé ay gaañ la Sénégal la boo nekkee PDS booba xëy waa APR bi ne wuu complot noonu mooy lan nu koy waxee mooy pion bi mooy sennkat bi Sénégal la waaw d'accord waaw ñu nit ñuy ñaan suñu association bi écrit yëpp lañ ciy woo ak Sénégal et puis yéen est-ce que entraîneur yëpp bokk non soo gisee ñëpp entraîneur yi am mais dégg naa am na ñoo xam ne ñoom bëgguñu bokk non mais majorité bi yëpp bokk nañ parce que tey ñi nga xam ne ñi nga xam ne bi ñu demee ba xool xam nañ ne lii lu dëggu la ñu ñëw bokk ci parce que tey koo ci gis mi ngi blouson boo xam ne bu ko bu mbërëm amee combat moom lay sol beneen bi ñuy lancé appel tey du Modou Lo Pape Mbaye rek lay jàppale waaw tey war na bàyyi xel ci association bii xam ne bu dul dara ay ancien lutteur lañ ay entraîneur lañu bokk ak Pape Mbaye kuréel war na cee participer Ibrahima Mbaye it bokk fa ku mel ne Lac Rose Gris Bordeaux war na cee participer tey bu ñu gisee El Hadj Fall ku mel ne Tyson ancien bi nga xam ne ñoo nekkoondoon ak moom daan contact ak lépp mu gis association bi war na cee participer ku mel ne Ama Baldé bu gisee lii war na cee participer ku mel ne Boy Niang war na cee participer. mais yaakaar naa ne gars yi ñu am dégg nañu xam nga ministre des sports. Matar Ba musul faale ñi. non dem leen a fa est-ce que yéen dem ngeen ci moom. dem nañ fa demati fa. lu ngeen ko wax. non dem nañ fa demati fa. mu recevoir la ñu recevoir mooy bi ñuy daje gars yi. non mais Matar nag melu noonu non si boobu ba tey ñu ngi ci topp. waaw boobu ba tey monsieur le ministre. sama gars yi recevoir nañu soxla nañu loolu. non war na leen topp parce que tey yore Moustapha ñun am na entraîneur yoo xam ne dañ daan tàggat xale yi gaañoo ci xale yi doon ay mbër yu ndaw seen loxo jotul seen ginnaaw mun ñu faj entraîneur tey am nañ ay entraîneur yoo xam ne yàlla def danoo feebar
dañu am nañu feebar am na tey entraîneur yoo xam ne dudd nañu tey bu fekkoon ne am nañ fond de roulement bu dëgër tey dinañ mën a participer ci njaboot ñu ndax njaboot bu sew lañ topp mbëri ci bees bi rek la ñuy ñëw ci dëj bi def benn participation bàyyi ñu fa xale yi. mooy président entraîneur yi nga xamante ne ni moo nekk ci réew mi Aliou Ba mooy secrétaire général Habib Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal Souleymane Balde Jules en vice président la Mbaye Tine moo yor wàllu organisation Habib mooy trésorier mais Habib yorul 100 francs bu ngeen ko mënee bu ngeen ci mënee jàpp ba entraîneur yi yor dara daf ciy baax yéen mbër yi yéen laay waxal de mënu leen di faye ko 100 millions 50 millions 40 millions mënu leen fexe ba jël ci dara ku ci nekk waroon nga boo fayee ko nga am dara nga ñëw teg ko ci keesu entraîneur sax parce que loolu tamit moo gën a rafet ñu ngi leen di gërëm Demba Thiaw Diène yow sa tur moo neex waaw yow moom sa tur damay bëgg di ko wax chaque fois Demba Thiaw Diène dafa neex Pape Mbaye ñu ngi lay gërëm di gërëm Bada Faye Bada nga dem jëliwaat sunu doom Sa Thiès sunu doom la jëli leen ko nga waxtaan ak papaam nga indi ko nga entraîné ko Sa Thiès na nga dem continuer sa liggéey et puis nag te écurie bi am nag parce que Sa Thiès na écurie bi am El Hadj Fall merci waaw Cheikh Ndiaye porte parole jërëjëf Ibra Mbaye jërëjëf Amdi Fall ñu ngi leen di gërëm El Hadj Papa Dieng nga conclure leen fi waxtaan jërëjëf moom li ma leen di wax rek mooy seen ànd bi ngeen di ànd ngeen fexe ba dooleel ko ndax ñi fi nekk mooy ñi nga xam ne ñoo yore mbër yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji parce que su ma gisee Jules Balde ak Pambay kii toog donc war ngeen mën a waxtaan ba dooleel seen mbooloo mi ba xale yi nga xam ne ñoom ngeen yore comme ni ko président bi waxee ñu jàpp ci association bi puisque ànd bi ngeen ànd dafa am solo trop day wàññi tension bu bari ndax sans yéen du sotti mais comme li leen wax rek mbër yi mënuñu dem sans yéen te nag Olof Njaay dafa ni nit ku baax yaa ngi koy xàmmee ci xarit bi muy àndal ndax sol basin ànd ak nit mu sol Lagos loolu rafetul kon mbër yi vous êtes interpellés ñii seen i naw leen ci teraanga ji ngeen am ñoo leen ko jox bàyyi leen ci xel sinon bu la ko lekkee sax du rees. jërëjëf El Hadj Papa ne Moustapha conseil bi ngay conseillé parce que entraîneur nga nekk nga yow ci yaa ngi yow moom yaakaar naa yow yaay rond central. maa ngi ci biir Bécaye yàlla dafa dogal man wax dëgg yàlla. ginnaaw bu ma nekkee mbër ci sama biir carrière def naa fi stage yu entraîneur premier degré un expert moo ko assisté au Sénégal donc man je suis entraîneur de premier degré en lutte olympique mais bi may nekk mbër sama biir carrière dama nekkoon lutteur en même temps aussi entraîneur adjoint wu Alassane Diakhaté ma ne écurie Fass. ci biir Fass. bi may bëree maa nekkoon lutteur et en deuxième entraîneur u Fass bi ma ñëwaatee tamit. bu ma bàyyee bëre nekk naa entraîneur principal Fass une année doog a passé dem directeur technique pour Soose ñëw Abdou Gueye ñëw yooyu temps tam may nekk deuxième entraîneur de Fass deuxième entraîneur Ibrahima yi moo nekkoon troisième entraîneur bi ma ñëwaatee Ibrahima yi moo nekkoon entraîneur principal donc ñun dañu ànd ak suñuy mag ñu jiite ñu yàlla nag wax dëgg yàlla dogal suñu mbër yi rek seen taxawaay jekkul ni mu war a jekkee écurie Fass pour ñu téye flambeau bi mais wallaay jalon yaa nga fa tege mosu fa jógee dañ ko def rek dañ ko toppante ba man mii ni ma fa quitté nekk directeur technique ba moment bi ba ni fa Soose nekk nii donc dañuy encouragé waat di remercier suñu gars yi entraîneurs yi di wax aussi mbër yi lépp lu ñu mën ci taxaw gëddaal jox cër jox wàccuwaay coach yi nañ ko def parce que ñooy xëy ci ñoom ñoo ci gont salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kon tey l'œil du tigre loolu la woon bët bi mi ngi jëmoon ci ñi nga xam ne ñooy tàggat xale yi ñu ngi nii ñun ak ñoom nag ñooy nekk bis bu jot ak mbër yi xam lu bari ci biir làmb te ñu sonn ci te yaakaar naa ne coono nag du réer boroom yàgg dina mus a feeñ bu soobee yàlla ñu ngi leen di gërëm wax nañ leen ko sunu sponsor yi ñu ngi leen di gërëm di nuyu ki nga xam ne moo di Mouhamadou Doudou Diagne kooku mooy président wala directeur adjoint bu BICIC. turu président directeur général Ali Mokhtar bi nekk Tunisie waa BICIC banque sahélo-saharienne ñoo ñëwoon di indi seen participation bu symbolique rek ci inauguration Massalikul Jinaan ni ma ko waxee ci ginnaaw Massalikul Jinaan jumaa ji ak banque bi dañoo yàgg relation de confiance la parce que mën nañu wax nag suñu banque la njëkk ibbi compte te mën nañu wax lu si bëri si compte bi la jaar ouvrier yi yëpp fi lañ doon fayee jawriñ géré lépp coordonné ko oyof bu baax a baax liggéey bi vraiment yombal ñu ko bu baax a baax
du Diagne borom Ndar mi ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa BICIC yëpp di nuyu waa Black Power di nuyu ñi nga xamante ne ni suñuy partenaire lañu xam naa ni bu soobee yàlla léegi ñu dugg ci liggéey bi ñun ñëpp ñu ànd liggéey bi nga xamante ni mooy tax Sénégal gën a mën a jëm kanam nanu tàggoo woon rek Sénégal nanu gën a booloo te suñu kilifa diine yi ñu gën leen a wekk danoo am solo ci réew dafa am fu réew tollu woon kilifa diine yi seeni maam ñëw fi defar ko ba réew mi jag nañ leen jox seen cër jox leen seen gëdd di leen nuyu ñoom ñëpp di ndokkale bu baax Sëriñ Muntaxa Mbàkke ci ubbiti jumaa gi di ndokkale jullit yi ndaxte jumaa gi du jumaa murit jumaa bi jumaa jullit yi la loola la sëñ bi daan wax ndeysaan Cheikh Sidi Maxtaar da daan wax xamuma kër murit man li ma xam mooy kërub jullit loolu mooy kàddu gi kon yàlla na yàlla def ñu ubbi ko ci jàmm lu ñu fa jaan yàlla na ko yàlla nangu ña fay daje ñëpp ñëw fa ci jàmm ñibbi ci jàmm mbàkk yu fay ñu ñaanalaat la am nga ndam lu rëy ñu jël liggéey bii nga xamante liggéey yu lislaam la ñu teg ko sa loxo nga dem ba mu eggee ni ñu ngi la ciy jaajëfal di delluwaat di ñaanal sunu papa sunu xarit Alaaji Samba Jabare Samb yàlla na ko yàlla xare ajjana ñu ngi ko koy ñaanal di jaale mbokk yi yépp nag amul kenn ku nu bàyyi mbokk yi gërëm nañu ñëpp jërë ngeen jëf ak la TFM. BICIC, banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Black Power Energy Drink di joxe cawarte. ñoo àndandoo doon leen may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise.